messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous. On se retrouve comme tous les matins en direct fii ci monument de la Renaissance. mbaa jàmm ngeen fanaane ñu ngi leen di nuyu gërëm leen ci ànd bi ak télévision Futur Média ziar leen delloo ci leen seen i wàccuwaay yéen ñi nga xam ne yéen a fidèle ci programme yu télévision Futur Média. Et comme d'habitude ñu ngi ci profité nag di gërëm équipe yi nga xam ne ni ñoo fi nekkoon ca subaak léegi Babacar Fall ak rédaction bu rajo Futur Média ngeen doon déglu mais en même temps di seetaan RFM matin. Alors 8h59 mooy doog a jot ñun ñëpp a ngi fi sans compter invité yi ak surprise yi nga xam ne ni dañu leen ko nasal tey ci vendredi bi tombé ak vendredi 20 décembre 2019. li ñuy njëkkee nag mooy partie bu njëkk bi bokk na ci téléservice bi mais d'abord dañ leen di fàttali dès à présent que téléphone yi ibbi nañu ko. On a beaucoup de cadeaux sur le plateau mais en même temps yi ñu leen diggoon ci Teranga Sénégal ba tey dara dañu ci ku woote ci numéro téléphone yi nga xam ne ni dañu koy tàmbalee affiché ci suufu écran bi mën ngeen a bokk ci tirage yi tax ngeen mën a gagné oto mën a gagné chambre à coucher mën a gagné salon mën a gagné parure en or wala sax iPhone 11 bi nga xamante ni moom la ñu teg. am na nag ay loo yu ndaw petit lot yooyu nag benn bu ci nekk am na solo puisque c'est des enveloppes yoo xamante ni 50 000 lay tàmbalee jëm 100 000 maanaam léegi nii ki may njëkk a jël dinaa ko teraleeg enveloppe bu duun boo xamee ni mën na neexal week-end am yooyu yëpp nag dañu koy boole ci Teranga Sénégal tableau Teranga Sénégal bi naa ca dem dans quelques minutes bu ko defee su ma ca demee ku ma njëkk a jël bu tànnee benn région Teranga bu mu fekk ci région boobule moom moo koy gagné donc loolu mooy Teranga Sénégal. li ñuy tàmbalee mooy jox leen xibaaru jaww ji mënta ñàkk ñu découvrir un peu température yi ci dëkk yi suba gi ak ngoon gi suba gi li ñuy xëyee daanaka mooy minimum yi ngoon gi bu jant bi gënee génn ci la ñuy am maximum yi ci dëkk bu ne. alors nañu tàmbali ak tableau suba gi ngeen gis ni daanaka dëkk yëpp dañoo yeewu ak beaucoup de fraîcheur gis ngeen ni Dakar par exemple piixu fajar gi mu ngi ñuy laal noonu nag la mel daanaka ci dëkk yu bëri par exemple fu mel ni Saint-Louis tey yeewu na ak température yu toll ci 20 degrés Podor 19 degrés Dakar 21 degrés ba biir Sénégal nga xam ne d'habitude du am péex noonu tey météo mu ngi ñuy xamal ni seen i minimum mu ngi nar a nekk ci diggante 17 jàpp 18 degrés par exemple Kaolack Diourbel Linguère ba fi nga xamante ni moo di Matam seen minimum tey mu ngi toll ci 18 degrés gën ngaa néew ñoo ngi ko seetlu ci suba gi ci dëkk bu ñu naan Kolda ndax ñoom tey yeewu nañu ak température yu toll ci 16 degrés Ziguinchor 19 degrés Kédougou 21 degrés Tambacounda 21 degrés. bu ñu demee nag ba ca kanam fekk jant bi gën a jóg daañu yendu ak maximum yi météo du ñu xamal ni 27 degrés la Dakar di yendoo tey Saint-Louis 25 degrés Podor 34 degrés Matam 33 degrés Linguère 36 degrés Diourbel 37 Kaolack 37 degrés 37 degrés Kolda ba Tambacounda 39 degrés dëkk bu ñu naan Kédougou et puis Ziguinchor nar a yendu ak température yu toll ci 33 degrés bu weesoo thermomètre bi ak li muy affiché tey ci vendredi bi tombé ak 20 décembre 2019 mën nañoo jàll ci géej gi won leen yéen ñiy faral di dem di nappi yëngu-yëngu ak tekk-tekkaaralu géej gi muy marée haute ak marée basse waxtu yaa ngi marée haute bu njëkk bi ci fajar gi bi 4h23 du matin jotee la ko météo seetlu marée haute bi ci topp prévision baa ngi toll ci 17h15 li mu prévoir moom météo ci wàllu marée basse bu njëkk bi ci suba gi la ko nar a seetlu exactement bu 10h52 du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am guddi gi bu 23h12 jotee waxtu yi nga xamante ni moom la ñu tuddee meilleur moment pour la pêche muy waxtu yu gën a baax pour suñu mbokk nappkat yi ci fii ñu toll tembe waxtu yu gën a baax tàmbali na depuis 8h08 dina jeex exactement bu 12h08 jotee guddi gi mën naa baax pour suñu mbokk nappkat yi diggante 20h36 jàpp 22h36 jant bi dantiwul benn yoon xëy na tey bi 7h30 jotee nara tëddi ngoon gi exactement bu 18h46 jotee ñu ngi leen di ñaanal bëccëg bu neex ci télévision Futur Média et puis on vous souhaite un très bon week-end xam nga vendredi moom dañuy ciy dem ak beaucoup d'enthousiasme parce que liggéey nañu semaine bi yëpp et à partir de tey war ngeen a prévoir normalement noppalu diggante samedi ak dimanche moo tax ñu ngi leen di ñaanal week-end bu neex ci télévision Futur Média liñ ciy toftal nag mooy qualité air bi nga xamante ni moom la ñuy noyyi
fii ci Dakar di indice boo xamante ni ñoo ngi ko jëlee ministère de l'environnement. Découvrez avec moi ni tey ak suba ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy noyyi fii ci Dakar capitale bu Sénégal amul qualité du tout. am na couleur boo xamante ni buñ ko gisee rek ça veut dire que ngelaw li ànd na ak ay particules yoo xamante ni mën na jur jàngoro wala mën na yokk jàngoro ci ñi nga xamante ni ñooy suivre ak ay traitement moo xam mag ñi ak xale yi nga xamante ni dañoo asthmatique donc mën ngeen leen bañ a génnee ñu nekk ci kër gi parce qu'on sait jamais ngelaw li dafa ànd ak poussière bu bon boo xamante ni particulier ca ne boo baaxul ci wér-gu-yaram même ñi nga xamante ni ñooy footing di sport di daw bu ngeen dee nooyi d'habitude da ngeen di nooyee ak seen i gémmiñ donc faites très attention ñun nag xam naa am na lu soxla ndax fii ñu ne waxuma la dafa af na ngelaw li bëri na et tey malheureusement qualité air bi ñuy ngelaw li ñuy nooyi amul qualité du tout. Ministère de l'environnement moo ñu ko xamal donc il est demandé à tous de respecter les recommandations sanitaires d'usage tey nag daanaka dafa nekk diggante orange ak rouge saa yu rouge rek ça veut dire que danger la Yoff Guédiawaye HLM Bel-Air Médina ak Cathédrale daanaka Dakar ak li ko wër yëpp ngelaw li nga xamante ni moom la ñuy nooyi amul qualité du tout donc loolu ñoo ngi ko jëlee ministère de l'environnement ñoom ñu ngi leen di gërëm bu baax ak suma jigéen boobu fa nekk Amina Doudou Thiam doomu maire Soukay surtout Alaaji Samba Jabare Sam mi dem ci at mi ñuy waaj a génn donc ñoom ñu ngi leen di nuyu bu baax waa ministère de l'environnement yooyu nga xamante ni fan yële rek demoon nañu représenter Sénégal ci COP 25 bi ñu doon amal foofee ca Espagne mooy daje bi gën a mag ñu ciy waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu environnement à propos d'environnement ki nga xamante ni moo ñu ciy gindi chaque vendredi Yacine Sey elle sera avec nous ci plateau bi comme ni ma koy defee vendredi bu jot ci télévision Futur Média liñ ciy toftal nag ci ndimbalu tonton mag mooy waxtu julli yi ñu njëkkee ko ak julliti lii itam mën na leen a jëriñ muy fajar gi julle mu ngi toll ci 6h12 tisbaar 13h07 la ñu koy julli takkusaan 16h21 timis 18h48 kantage daañu ko julli 19h57 donc lii horaire de base bi la donte yenn saa yi gox yi uute ay waxtu julli mais bu ngeen amul jàkk seen koñ bay dégg nodd mën ngeen noter waxtu julli disponible na partout même sur internet mën ngeen ko am et puis ngeen def ko alarme bu ko defee bu julli jotee ngeen mën a julli jaamu suñu borom te du leen tere dox seen doxinu jamono comme ni ko gën gi mindeef yonent bi digle. suñu mbokk chrétien yi itam gis ngeen ni ñoom it ñu ngi profito ci seen période bi nga xamante ni période Noël la ñu ngi ak suñuy guirlande ak suñu sapin Noël loolu nag mooy Sénégal bu tabaski jotee ñu bokk ko catholique yi bu korité jotee ñu bokk ko catholique yi moo tax seen Noël bi kenn duñ ci ëppale ñun julliti bi yaboo ngeen bàyyi ci xel puisque période du cadeau la donc on offrira beaucoup de cadeaux à nos enfants et à vous chers téléspectateurs ñu jox leen waxtu julli ci bërëbu jullikaay bu suñu mbokku chrétien yi ci jàngu yi cathédrale 7h ak 18h30 lay am messe tey martyr de l'Ouganda 6h30 ak 18h30 église bu Saint-Joseph benn messe lay am tey ji ci ngoon gi lay doon mu ngoog donc loolu bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax fàttaliwaat leen ni bu dee da ngeen di bëgg ay xibaar on vous conseille comme tous les matins ngeen yër suñu site internet bi di www.igfm.sn ñu découvrir page d'accueil bu site bi mandat d'arrêt Luc Nicolaï arrêté voilà li ci topp dama ko mënta lire ndax dafa nëbbu mais daal Luc Nicolaï ak coowam moom la site bi xëy xëtee ci page d'accueil am muy 3W ponk yoo xamante ni mën na leen a soxal bokk na ci Youssou Ndour mi delluwaatoon ca école ba mu jàngee ba muy tout tànk école primaire ba nekk ca fi nga xamante ni mooy caserne Samba Diéry Diallo il dit je le cite comme ni ko site bi bindee moom Youssou pourquoi je m'engage à parrainer mon ancienne école c'est bien CMU booboo ko waral nag Mansour Faye qui s'engage aussi à parrainer 3 écoles primaires xam naa ne ñun tamit nañ dem parrainer suñu école primaire pour li nga xamante ni moo jëm ci CMU bi et puis voilà ngeen défiler ainsi de suite vous verrez que toute l'actu est bien détaillée avec des précisions ci suñu site internet
muy www.igfm.sn tey marche bi am arrêté pour défaut de permis le rappeur Thiat vient d'être libéré bokkul ak marche bi ba tey mais am na marche boo xamante ni mu ngi ci biir mën ngeen xool détails yi ci site internet bi am nañu itam beneen site internet muy www.kingfm.sn bu ngeen ko déggee xam ni mooy site internet bu rajo King FM non seulement bu ngeen duggee ci site bi di ngeen mën a déglu par exemple tey sama émission à partir de 11h30 ba 14h ci King FM mais di ngeen ci mën a fekk itam ay actualités yoo xamante ni mën na leen a intéressé ci wàllu culture ci wàllu sport ak it ñi nga xamante ni ñooy people yi donc allez entrer dans le site d'ailleurs am nañu exclusivité arrivé wu Dadju ak maître Gims démb vidéo wu seen jóge Paris dugg ci avion wu Air Sénégal ba ni ñu yegsee Dakar détails yi mën ngeen ko fekk ci suñu site internet di www.kingfm.sn di site internet bu King FM première radio digitale du Sénégal. bu ca kanamee xam naa ak rédaction bu télévision Futur Média dinañ leen baaxee xóotal gi ci yéenekaay yi ak revue de presse bi en attendant bu fekkee bi ngeen yeewoog léegi gisagu leen benn une mën naa cee profité quand même won leen quelques journaux ak li ñu xëy yeewoo tey jii ci vendredi bi ñu njëkkee ko évidemment ak l'Observateur premier quotidien fii ci Sénégal mi xëy ak li mu tuddee escroquerie 2 femmes volent plusieurs dizaines de millions de francs CFA au footballeur Mbaye Diagne donc ay jigéen yu sàcc xaalisu Mbaye Diagne footballeur boobule fait divers boobu mu ngi ci l'Observateur bu tey bi et puis manifestation contre la hausse du prix de l'électricité enjeu d'un vendredi à haut risque tey jii la manifester googu nara am paraît-il que amuñ autorisation mais ñoom nee nañu ñoo lànk dañuy dem manifester mu ngi jëm nag ci yokkum courant bi ñun ñëpp la laal nag yàlla nañu yàlla taxaw rek mais daal marche bi tey dina am l'histoire méconnue du DG de la Sénélec à lire dans l'Observateur de ce vendredi et puis ñu xool beneen yéenekaay muy enquête mi xëy ak lii mu tuddee double manifestation de ñoo lànk ñoo bañ Dakar sous tension manifester googu nag tey la waa ñoo lànk dinañu ko amal di loo xamee ni yéenekaay yu bëri moom la ñu xëyee tey même son de cloche ci beneen yéenekaay di laas mi xëy ak lii mu tuddee interdiction de la marche de ñoo lànk de l'électricité dans l'air loolu mooy titre yéenekaay bi di laas. Libération lañ ciy toftal on découvre ensemble une démission fracassante du directeur des bourses la lettre au vitriol de Lansana Konaté qui a donc démissionné moom moo nekkoon directeur des bourses. Le quotidien la ñuy découvrir une mi xëy ak Luc Nicolaï ak arrêté dans l'affaire de la drogue au Lamentin Beach Luc une nouvelle chute le promoteur de lutte rattrapé par le mandat d'arrêt de juillet 2019 loolu le quotidien moo ñu koy xamal ci xëtam ñu toftal ci Vox Populi mi xëy ak tey manifester gi am tey le préfet de Dakar interdit indépendance à ñoo lank ñoo bañ ñoom nag ñu ngi bëgg a defee seen manifester bi ca place de l'indépendance l'autorité s'oppose à tous les rassemblements prévus ce vendredi loolu la ñuy lire ci français ci une bu yéenekaay bi di Vox Populi et puis ñu jàll ci beneen yéenekaay Soleil national mi xëy ak compensation wu état bi ci janvier ak octobre koppar bu toll ci 89 milliards de francs CFA la ñu versé Sénélec loolu ab gëstu la Le Soleil moo ñu ko xamal ci unam ñu koy lire ci français et puis on finit ak record premier quotidien sport fii ci Sénégal mi xëy ak encore Sadio Mané chronique d'un divorce inévitable loolee mu ngi jëm ci écurie de Fass ak Papa Sow mi nga xam ne ni jëlee nañu ko fa et puis le Sénégal qui termine 2019 en beauté côté sport le président Saliou Samb qui démissionne Sadio Mané vers sa 4e finale en 2019 ainsi de suite tout ce qui est sport waxtaane nañu ko tey ci record bi donc allez acheter ñaar fukk lay jar muy record premier quotidien sport fii ci Sénégal li ci des xam naa dañu koy bàyyi ak rédaction bu télévision Futur Média bu ca kanamee bu ñu yegsee ci diggu bëccëg gi dinañu ko xóotal ci revue de presse bi balaa ñuy jël pause ma fàttaliwaat leen sama tableau Teranga Sénégal regardez fu ma neex laa koy yóbbu lii nag mooy teranga yi nga xam ne ni ñoo leen ko diggoon depuis que ñu tàmbali
fin 2019 destination 2020 ci la ñu nekk nii donc gaaw leen région bu ngeen tànn rek enveloppe bu ngeen fa fekk yéen a ko moom démb joxe naa ay 100000 yu bëri jiga diw ma leen tey itam on va voir parce que man sax xaw ma lu ci ne waa service à valeur ajoutée ñoom ñoo ko ciy dugal et mademoiselle cadeau moo ñuy dimbali Anne-Marie sama goro pour jox leen cadeau yi nga xamante ni moom la ñu leen bëgg a jox fi léegi ñu jeexal 2020 donc bu ngeen tànnee Dakar enveloppe bu ngeen fa fekk nu mu toll yéen a ko moom te nag enveloppe bu ci nekk duun na mën na nekk 100000 mën na nekk 200000 léegi nii ci fajar gi ci suba gi ku dugg di nga am lu lay bégal donc woote leen je vous laisse le temps ngeen composer benn ci numéro téléphone yi nga xamante ni mu ngi affiché wu ci suufu écran bi 88 628 22 22 88 628 04 05 88 628 65 65 ainsi de suite dañoo bëgg ñëpp bokk moo tax defuñu ko ci benn numéro de téléphone on a choisi beaucoup de numéros yoo xamante ni pour yéen la ak fu ngeen mënti nekk ci Sénégal ku dugg léegi nii ñu tànnaloo ko benn région et lam fa fekk ci teranga moom moo koy moom donc ñu ngi leen di xaar ma may leen ngeen nooyi ak seeni téléphone caméraman bi ma jàkkaar lool yàlla na ma yàlla teg moom Petit Ndoy def na mayluusam mayluus wa nooy na gàtt na te tëmb na xam nga yooyu yëpp ay xeetu tooñ la amul benn problème normalement dañoo war a génne ay code ay dress code yoo xamante ni moom la personnel bi di war a sol ndax caayaam si boo demee caaya juróom-ñaari at la yu ñu fóotul ah boobu mayluusu nooy ay suba amoon pexe sol ko waaye damaa ñàkk pexe yàlla baax na Petit Ndoy donc voilà allez jox naa leen temps léegi c'est le moment où jamais ku dugg rek di nga am lu nar a seddal sa xol ci 88 628 22 22 nañu jël téléspectateur bu njëkk tey ci vendredi bi à 4 jours du 24 décembre Ndakaaru ñoo bëgg 24 nag dañoo yàgg réveillon ci date boobu le 24 décembre veille Noël c'est bien allez premier téléspectateur bi dugg tey ci suba gi allo. allo. kooku. allo. allo maa ngi lay dégg kooku. Khoudia Sow. yow la. Khoudia Sow. Khoudia Sow na nga def Khoudia mbaa jàmm nga fanaane. jàmm rek. Khoudia naka suba si. ça va nii rek. ndekki nga wala ndekkee goo Khoudia. ndekkee gu ma. macha allah saw pulo yàlla baax na yàlla na nga am loo ndekkee parmi cadeau yu ñu teg yëpp ban nga ci bëgg a gagné Khoudia Sow. oto bi. ba félicitations sa tur bokk na ci tirage u oto bi yàlla na nga ko gagné di dem fu la neex. amiin. jeena foo dëkkee. Dakar. ah yaa ngi Dakar jeena léegi dama lay bàyyi bu dee yaa ngi jàkkaarloo ak sa télé nga tànn benn région ma ubbil la région boobu teraanga boo ci fekk yaa ko moom saw pulo. ah bàyyi ma jël Dakar. lu tax nga bëgg a jël Dakar. ah parce que Dakar laa rek. parce que Dakar nga dëkk d'accord lan moo la gën a neex fii ci Dakar. lépp. lépp neex na la. waaw. jeena kon xaaral ma ubbil la Dakar. yàlla na la Dakar jik alors Khoudia Sow. amiin. jël naa enveloppe bi ma fekk région de Dakar. ubbi naa ko. Khoudia Sow. fekk naa ci 50 000. merci. yow yaa ko moom et muy lu ñu la nuyoo rek ci suba gi sa tour day bokk ci tirage bi et puis bu la neexee boo woote waatee itam amaat leneen. d'accord. allez félicitations ne raccroche pas comme ça ma passe la mademoiselle cadeau moom tamit mu xool naka lay def ba nga mën a jot ci 50 000 yi nga xam ne ni moom nga tànn fekk ko région de Dakar xaalis dañ koy compter 10 20 30 40 50 voilà 50 000 yi Khoudia Sow moo ko moom ayca ñu jëlaat beneen téléspectateur 88 628 22 22 ak yeneen numéro téléphone yi nga xamante ni ñoo affiché wu ci suufu écran bi donc tànn nañu Dakar déjà. prochain rendez-vous ak Dakar xam naa ca kanam lay doon ak Kouthia Show
ci télévision Futur Média des na Ziguinchor Matam Diourbel ainsi de suite Kaffrine Sédhiou Tambacounda Louga Kaolack Kolda ak yeneen région yi nga xam ne ni kenn tànnagu ko ayca comme ñu ngi doog a door nañ jël keneen bu ko defee ñu mën a terle ba ñëpp kontaan tey ji ci suba gi puisque ci week-end la ñu jëm bu leen fàtte dimanche après-midi je vous retrouve pour tirage bu am solo boo xamee ni dañuy joxe 500 000 parure or ak li nga xam ne ni mooy iPhone 11 yi iPhone 11 yooyu nga xam ne ni ku nekk ngi ñaan bañ cee mucc yàlla bu mu ñu ump ndoxu photom rek tubaarkàlla jar na 14 milliards waaye ñun ñu ngi ci iPhone 1 ya yàlla waxul kenn dara yàlla na nu yàlla teralee iPhone 11 comme nii ñu koy mayee ci Teranga Sénégal. Allez mademoiselle Kado passe-moi un autre téléspectateur tey sama yaram daa tàng li fi ne yëpp laa bëgg a joxe fii ba 11h allo. allo. Kookal la. allo. allo Kookal la. waaw man la Amina. Amina naka. Amina Diagne. Amina Diaw. mbokk baayu Khadija Diaw madame Mbacké. Amina Diaw fooy wootee. allo. fan ngay wootee Amina. man ngay wootee. léegi da ngay wàññi sa télé dégloo ak téléphone bi parce que apparemment wax ji ngay xaar mu ñëw sa kër te fi nga ne dafa sore ak fi nga ne. allo. waaw ma ni nga dégloo ak sa téléphone bi moo gën ngay xaar sa wax ji di jóge monument de la Renaissance di ñëw seen kër te yàgg ci yoon wi. ok léegi nga ni foo dëkkee Amina. man ngay wootee Thiès. yaa ngi wootee. Thiès. waaw Thiès ndeysaan sama dëkku maam fan ci Thiès nga dëkkee. man. kii garage. fan ci garage Dakar. garage Thiès bi. garage d'accord bon d'accord alors lan nga bëgg a gagné ci yi ñu teg yëpp ci Teranga Sénégal oto bi lal bi salon bi wala lan nga bëgg a gagné. waaw oto bi nga bëgg a gagné. félicitations sa tour dina bokk incha allah ci tirage oto bi léegi dama lay bàyyi nga tànn benn région parmi yi fi des boo tànnee région la nga fa fekk ci Teranga ci enveloppe yow yaa ko moom Amina. waaw. Aïcha tànnal. tànn naa Thiès. tànn nga Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar benn aéroport sama dëkku maam Adja Kine Diouf Yatma. maamu Bijou Ndiaye. yaayu ma Fifita ak Adja ak Amish madame Diop. allez Amina. tànnal naa la région de Thiès. de tànn nga région de Thiès génneel naa la enveloppe bi ci nekk. fekk naa ci 50 000 Amina. merci. ñun nag ñoo baax te mën a maye xool ku dugg am 50 000 loolu neex na Amina. neex na kay li ngeen def rafet na macha allah. jërëjëf xaaral ma konteel la 10 20 30 40 50 voilà 50 000 yaa ko moom dégg nga Amina. jërëjëf. jërëjëf Diaw Fara jërëjëf Diaw Fara. li ngeen dégg yàlla leen coupeel te may sa yeneen nawle yi woote aussi bu ñu gërëm loo ñu waxal rek xamal nañ ko suñu bopp loo xam ma sàmba gën laa xam boppam bu ñu riisee xam nanu bu ñu baaxee xam nanu lijjanti sa 50 000 yii passe leen ko mademoiselle Kado comme ça mu lijjanti naka lay def ba jot ci xaalisam allez continuer d'appeler ñu tànnaat léegi nii jëlaat léegi nii beneen téléspectateur pendant ce temps là équipe baa ngi installé wu daañu waxtaane bien-être ak Madeleine ma poule elle est là comme tous les vendredis daañu waxtaane dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Batal mi nga xam ne ni mu ngi wàcc ak équipe am daje bu mag ca dëkk bu ñu naan Bamako diggante Kalabankoura ak Lafia Bougou c'est des quartiers qui existent à Bamako et que y a des Sénégalais Lafia Bougou Kalabankoura ainsi de suite donc Sénégal la ñuy waaj a déplacé yóbbu ko fi nga xamante ni moo di Bamako pour waxtaanee dëkkuwaay nag ñun daf ñu intéressé ñun ñëpp et que en plus de waxtaanee gi ñuy waxtaanee dëkkuwaay Youssou Ndour ci boppam ak Super Étoile dina jóge fii Dakar ak équipe am dem tëgg soirée de gala bu mag boo xamante ni foofee la ñu koy amale ci dëkk bu ñu naan Mali mag ñu ñoo naan Mali mais ñun xale yi xam naa Mali la ñuy wax mais Mali la ñuy dem ci ñaari fan on vous donnera les dates tout à l'heure donc dinañu waxtaanee fii tey dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Batal
Sénégal carnet de voyage bi daañu ci àndandoo ak Bessel Bass comme tous les vendredis daf ñuy yóbbu ci ay endroits yoo xamante ni boo ko xoolee te mosoo foo dem da ngay am envie dem fa vacances fii ci Sénégal et puis décomplexé ak jàpp sa ful xam nga ni vendredi yi ñi ñu koy jagleel mooy ñi nga xamee ne am nañu plago et terewu leen doon ay jàmbaar ñooñee la ñaatam ba sekk di seeti chaque vendredi moom itam daañu àndandoo ak moom ci wàllu décomplexé ak jàpp sa ful daañu waxtaane environnement wala ñu waxtaane sécurité ci ñun suñu biir balaa ñuy xaar kenn loolee yëfi Yacine la elle est déjà là moom itam dinañu àndandoo ak moom ci yeewu leen bu tey bi oustaz Assane itam Assane Seck ñoo ngi koy xaar ci plateau bi il sera avec nous pour ñu waxtaane lépp loo xamante ni rek mën nañoo jëriñ ci diine ji ak ay invités yoo xamante ni ku ci nekk dinañ ko recevoir nga indi développer programme bi nga xamee ni nas nga ko mu méngoo lool ak diine ji en attendant dañu di tegal benn live boo xamante ni Youssou Ndour ak Super Étoile ñoo ko defoon mu ngi bëgg a yàgg ci partie bu njëkk bi Youssou ngi ciy woy Cheikh Oumar Foutiyou Tall wooy wa daa gàtt ba mu toftal ci birima mais boo ko dégloo rek bég bokk na ci ay live yoo xamante ni daf ñoo neex ñu bëgg leen ko yeewee tey bégal leen ci vendredi bi ci télévision Futur Média juste après on enchaînera avec une page de pub et puis on se retrouvera pour yeewu leen première matinale fii ci Sénégal. baatu urus bi woy na borom barrière urus bi loo mën a woy lu sa baat neex boo ko woyul soo woy niil yenn saa yi nag ñoom ñu nekk ci jamono ba nit ñi foog ni sax duñu ay nit yu dul jaamu yàlla waaye doomi jullit la at say mbaye ko jur ak lay Bamba Seck bu wooyee yonent bi wàcc ndax ay waajuram ay nabien lañu te ñun ñëpp dañ ñoo yar tàggat ñu ci diine ji ñu miin lool Kaaba miin lool itam ki nga xamante ni moom lu sas Pape An tuddee ku sakkan ki ku ba gaaw woy ko te man du ma doyal ci ay woyam rawatina lii mu woy jagleel ko yonent bi ñaare vendredi yi dama koy teg pour bégal leen ci ziar leen ci yéen ñi àndandoo ak ñun ci télévision Futur Média Kumba Gawlo moom nag dina bégal xale yi comme ni mu koy defee chaque année ren dina dem fi nga xamee ni moo di place du souvenir africain le 25 décembre le 25 defe naa mooy lundi suma juum la safurla le 25 mooy mercredi voilà Kumba Gawlo dafay organiser art de Noël bu mag tëggal xale yi ku ci ñëw passe bi di 5000 la boo fayee 5000 di nga fecc ba noppi itam am cadeau loolu ci fonds propre la koy defee ñu ngi ko ci félicité di ko ci encouragé lépp lu mu laal rek yàlla na ko ci suñu borom taxawu ci barke yonent bi mu woy nga xamee ni Oustaz Assane ñu ngi lay nuyu yonent bi ak ci domaine boo mënti ne ñàkk ko sàbbal ñàkk koo sago ñàkk koo waxtaane wala ñàkk koo woy dafa sax wóorul. waaw Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média ak suñu ajaratu yu baax yi leen ñaanal ñëpp ak ñi ñuy seetaan suñu borom subhanahu wa taala defal leen jumaa mubarak xam nga Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam moom mooy yërmande ndax yërmande si moom la tàmbalee si moom la yem boo demee ci alquran yàlla mu ngi ko koy wax ne kan wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin dama la yónni ngir nga doon yërmande waaye ak yërmande bu ma am si ñi nga xamante ñoom ñoo di bindeef yëpp yàlla bu ne bindeef yëpp waxul doomu aadama rek waxul jullit rek waxul chrétien rek waxul juif rek déedéet dana ko ngir bindeef yëpp lépp loo xamante ni yàlla bind na la rek da ngay dugg si yërmande ki nga xamante ni moom mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yërmande boobu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu transmettre yërmande boobu mooy jur bëggante yërmande boobu mooy jur soppante yërmande boobu itam mooy jur cofeel bi nga xamante ni dafa war a dox si diggante doomu aadama yi ndax yàlla bi mu wax si alquran waxul jullit waxul chrétien waxul juif waxul athée dana wala qad karramna bani aadama dama teral wala ñun yàlla dañu teral ki nga xamante ni moom moo di bani aadama te teral boobu yàlla teral doomu aadama ak yërmande bi mu am si ñoom daf ko transmettre Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ñëw di dundee ak ñi nga xamante ni ñun noonu moo xam ñi ko gëmoon la ak ñi nga xamante ni yëpp gëmuñu ko woon te loolu mooy wane ne mission bi nga xamante ni moom la ko yàlla dénk lii si ëpp solo mooy ñu bëggante mooy ñu soppante mooy ñu doon benn nga xam ne moom bu mësaan toog këram amul lu ñu taaluñ añ wala taalu reer moom amul problème mais il suffit juste ñu ne ko diwu sàngam cin tàkkul këram addunaam tukki na moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
kon ndekete loolu li ñu siy jànge mooy doomu aadama bu nekk li nga yéene sa bopp rek moom nga war a yéene keneen ki xam nga ñu ñëw ñu la sa kër tey amul lu ñu taal nga ne yàlla baax na wala amul problème waaye diwu këram ci tàkku fa rek nga jóg ñu defe ne da ngay jóg pour andi sa kër fekke da ngay dem pour yóbbu ki nga xamante moom moo di kër kooku baax na di loolu amatul waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la daan dunde nga xam ne Maam Maodo radiyallahu anhu nee ne toog na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na toog weer wala ñaari weer te cin du tàkk këram cin daawul tàkk këram weer wala ñaari weer du ñàkk de luñ ko jox moom mu jël ko joxe ko ndax sallallahu alayhi wasallam da daan nangu addiye waaye daawul nangu sarax xam nga ab yonent moom day jël addiye waaye du jël sarax addiye yi ñu ko doon andil bu ñu ko joxee rek moom sallallahu alayhi wasallam daf ko doon partagé ñu ne ko Maodo bindal mu ne yamurru shahrun aw shahraani min zamanin walam tara al aynu fi l abyaati min hadami moo tax suñu maam Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu xool ko jàngat ko biir ak biti nekk antal karimu anal xadimu dëhëran udimu fii ka sanaa yi dëgg-dëgg yow yaay ku tedd ki dëgg-dëgg yow yaay ku yiw ki dëgg-dëgg yow yaay ku baax ki te man maay kii sax ki nga xamante di la liggéeyal adduna ak àllaaxira yëpp si laay sax di la kañ di la tagg kooku mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baye Cheikh kon jikko yooyu nag la ñu yàlla ne nañ ko roy si ki nga xamante moom moo di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax naa la ko keroog mooy ki nga mbaax manul weesu nga dekki yow mal xiyaam xelaatoo sa bopp naan ana Baye Cheikh ana Jéena ba Seydou ba ana diw maanaam ummati sama xeet bés boobu ndey du am baay du am rakk du am mag du am soxna du am borom kër du am collègue du am xam nga lan mooy am ku nekk sa bopp ngay tal moom rek mooy jóg moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam naan ummati sama xeet ndax bés boo xam ne doom day daw baay di daw doom soxna di daw borom kër di daw soxna collègue di daw collègue ku nekk di dawante ba mu des rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom mooy jóg naan sama xeet yàlla ne ko loo bëgg si ñoom mu ne ko nga jéggal leen yërëm leen ndax dafa toog bés sallallahu alayhi wasallam ne Aïcha radiyallahu anha kaay ma ñaanal la mu ñaanal ko ne ko yàlla na la yàlla jéggal yàlla na la yàlla jéggal suñu yaay Aïcha radiyallahu anha kontaan ree xam ne yàlla nangu na ñaanu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax du ko delloo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko da nga bëgg si li ma la ñaanal mu ne ko waaw yow koo ñaanal ne ko yàlla na la yàlla jéggal kooku kay day bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa ngi rafet ci télé bi baal ma oustaz yonent bi sallallahu alayhi wasallam waat a ngi jonga ma ba yàqu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waatal ko yow gisoo sa bopp sax Yacine baal ma àggale Yacine nag ñu mel ni tàngal sucette boobu noonu tàngal bu rose bi ñuy sucette laa ilaha illallah ci bant laa toog du ma la catum sobe yàlla t'inquiète pas ci kii bi rek ci bant bi laa toog nii waaye xoolal loolu woo ku la faar mën nga ubbil salon àggali ci yonent bi lu intéressant nga sallallahu alayhi wa sallam suñu yaay Aïcha radiyallahu anha dafa toog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla na la yàlla jéggal yàlla na la yàlla yërëm yàlla na la yàlla dugal aljana suñu yaay Aïcha radiyallahu anha bëgg kontaan sallallahu alayhi wa sallam ne ko lu tax nga kontaan mu ne ko yow koo ñaanal yàlla da koy nangu yàlla dina ma jéggal dina ma yërëm dina ma yóbbu aljana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waatal ko ne ko maa ngi gën si yàlla mi nga xam ne sama bakkan bii si loxoom la ne moonte day ñaan bi ma la ñaanal moom laay ñaanal jullit yëpp saa yu ma jullee ba pare moom Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñëwaguñu woon waaye xelam yëpp ak xolam mu ngi woon si nit ñi nga xam ne ñooy ay soppeem yàlla na ko yàlla fayal waaw yàlla na ko yàlla fayal nga xam ne boo jullee si moom rek mu delloo la wallaahi moo tax aljuma yi allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yi nay jib ndax tey ji am na waxtu woo xamante ni lu si waay ñaan yàlla nangu loolu nag laa bëgg nga baaxee téléspectateurs yi ci kanam parce que dégg naa borom xam-xam yi di wax ni am na ay waxtu yoo xamante ni loo ca ñaan suñu borom du ko delloo dafa mel ni première vue wu Kaaba gi rek loo ñaan suñu borom rek ala kulli al daf koy defal donc loolu bëgg naa nga baaxee ñu ko ñun ñëpp ca kanam incha allah Baye Cheikh nga xam ne jullit ngànnaayam sallallahu alayhi wasallam ne ne ad-du'a silahul mu'min fii dem xeexi da ngay gàddu sa ngànnaay nee na ñun jullit suñu ngànnaay moom moo di li nga xamante moom moo di ñaan kon am na waxtu yoo xam ne dinañ si joxe fukk rek yoo xamante ni wala juróom waxtu yoo xamante ni loo si ñaan yàlla nangul la ko Kaaba ga nag képp ku fay demati boo jàkkaarloo moom man ñaan bi may digal ñëpp mooy boo gisee Kaaba gi rek neen yàlla maa ngi lay ñaan lépp lu ma la ñaanati rek nga nangul ma macha allah boobu moom moo gën a dal macha allah jërëjëf yaa oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax sa taxawaay am na solo ci suba gi donte dinañu divertir téléspectateurs yi mais saa yooyu wax lu am solo itam dañ ciy jëriñu bu baax a baax ñun ñëpp a ngi fi pour gunge leen fii ba 11h plus invité yi nga xam ne on les recevra kenn par kenn ci plateau bi bu ca kanamee j'espère qu'on aura assez de temps quand même puisque 9h49 mooy doog a jot ñu leen di ziar bu baax yéen ñu àndandoo ak ñun en direct fii ci monument de la Renaissance Madeleine a ngi fi bonjour Mado ñu ngi lay nuyu di la ziar yow itam jox la sa wàccuwaay. maa ngi lay delloo ziar Baye Cheikh di nuyu képp
koo xamante ne ñu ngi jàkkaarloog ñu ngi seetaan ci biir këram rawatina nag sama mbokk naataangoo yi nga xamante ne ñoom plateau bi ak di jotaat bu baax Oustaz Assane li nga xamante ne moom moo di wàccuwaayam Baye Cheikh donc tey nag ci suñu biir rubrique dinañ waxtaanee ay femmes yoo xamante ne dañuy tudd benn groupement wala association yoo xamante ne dañuy defal li ñu duppee cuub féetemane bu ci kanamee na ñu ñëw waxtaanee ñooñu Baye Cheikh. macha allah donc ce sera pour tout à l'heure noir a ngi place am de. ñu bëri ñamewuñ ko ah. et pourtant c'est très beau. dafay nëbb forme dafay nëbb pataawaay te boo ko solee dafay rafet. effectivement en fait noir c'est une belle couleur parce que lépp loo xamante ne moom moo di forme nga sew wala nga am yaram daf koy ñuul ba pare c'est une belle couleur à porter durant le temps parce que dafay tuuti ci li nga xamante ne. ba pare dafa bandiwe. voilà imagine nga naaj bi tàng nga takk say noir fumé ak ñi nga muuroo nii ak robe bi noonu. takk noir fumé yi da ngay bandi ah. ay bandi quoi. wala bon. da lay diw. bër bi ba mu neex. sànni ci sa femme bu saf. génneewaat diyaat da waaye yow noo def noonu. waaye yéen tam teewu leen seen lam ni de ku ma ci bëgg a tontu di nga bërëxal sa macha allah te man catu ba kenn daaw la cat dama di góor gu baax rek boo toogee ak ay jigéen da nga leen war di apprécier seen xel di gën di dal jigéen dañ koy apprécier dëgg jigéen dañ koy apprécier moo tax ma leen di apprécier waaye mënoon naa def ni journaliste yëpp ak présentateur yëpp parce que sama kanam làkk tubaab joxe élément annoncé ne bonjour bonne journée waaye maa ñàkk ki ñaan nag maa ñàkk ki ñaan ñaanal leen ma waay waaye ñaanal leen ma waay maa ñàkk ki ñaan barki Serigne Touba et je suis très sérieux dama ñàkk ki ñaan te baax waaye ñaan leen waay yéen ak may ñaanal noonu kàccoore ñàkk nga ki ñaan waaye kàccoore garaam bu mu ngi place am caq tamit bu ne put lii mooy mado da koy wax fu ko neex lu mu gis rek ne mu ne put ci dënn bi am na yu dul def put boo déggee put rek lii mu takk moo tax ñu naan put mais xam nga yow moom yow lu ma doo wax rek yaa ko wax. maa ko yàq léegi nag yi may wax fu ko neex la koy dugal parce que tubaab ba dof la. waaw mais macha allah yaa ngi naan ñun ñëpp dañu yanj mais yow tamit temps yi macha allah macha allah. man macha allah bi dama ko bëgg a xël dama koy wax ca kaw macha allah macha allah macha allah. yii yow tamit temps yi moom macha allah. yaa ngi mel ni lamp ya ca Dubaay. nabey sama goro. nabey sama goro. boo taxit temps yi moom macha allah Baye. Baye Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ma bokkal plateau bi yëpp di nuyu téléspectateurs yi di wax rek saa su ne rek mbégte ak bànneex la ñuy daal di am rek àjjuma bu jot ñu jàkkaarloog ñoom waaye jàkkaarloog yow tey nag dañuy daal di dem rek mar faafaxo xam nga taw yëpp ñu ngi nekkoon marlooj waaw tey moom mar faafaxo la ñuy dem dafa reetaan lu mais dëkk bu riche la waaw mu ngi noonu nag mar faafaxo la ñuy dem mar faafaxo nag dañu ne teranga Sénégal te ñu am suñuy teranga yi nekk si ginnaaw te ñoom tamit gan boo njëkkee ñëw ci dëkk bi dafa am loo xam ne noonu lañ lay defaral ba pare dalalee la ko teralee la ko tey ci loolu la ñuy dem découvrir parce que dëkk yi dafa am ay dëkk yu bëri yu tudd mar yu seen turu dëkk tàmbalee ak marlooj mar faafaxo mar wenge mar sulu donc ñeenti mar yooyu moom moo am si île waaw mar sulu si île yi la nekk non mais bokkewul ak mar yi mu bokkeewul kii ci yeneen mar la dem mar yu kenn xamul waaw yow fi ngay wax foofu Sédhiou la côté Sédhiou la nekk waaw donc bokk la gi lii si île yi la nekk ay dëkku île la donc foofu la ñuy daal di dem nag mar faafaxo tey la ñuy dem découvrir nan la ñuy teralee seen i gan. Il y a des endroits magiques. Moi j'ai rencontré une amie qui a vécu en France mu dem benn dëkk Ñambato. ah Ñambato. Ñambato xaw ma. mais quand elle est venue elle m'a fatigué je viens de Ñambato ma ne ko fuy Ñambato mu ne ma c'est dans le Fatala. Ñambato. après laa xam ni Fatala ça existe Ñambato ça existe mais da ko wax waxinu tubaab ba ma foogoon ni dëkk boobu France la nekk quoi mais elle était contente de visiter ce wetu Gambie la sax la nekk mooy ci île voilà si île yooyu rek la nekk booy dem ay Foundiougne yooyu côté yooyu da nga fay jaar mooy fi nga xamante ne mooy fi nga wax léegi noonu mu nekk dëkk séeréer tamit boo xam ne bu am solo la Pape Cheikh. ok donc dinañ ko découvrir bu ca kanamee ci carnet de voyage bi Yacine a ngi fi Yacine Bonbon Yacine Bonbon ñu ngi lay nuyu. amiin amiin sallallahu alayhi wa sallam amiin amiin. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. waaye c'est dommage que dégguñu la jëla peut-être micro jeeg bi sant Seck. est-ce que micro bi tàkk na. boobu tam tàkkul.
jël na beneen micro Mako. xoolal micro bi tàkkul. ah nañu essayé micro yëpp yàlla baax na. Allah. mais je pense que bi baax na am. c'est les aléas du direct mënuñ ci dara. waaw di ko commencé ni ma ko defee woon rek. Baye Cheikh yal na sa fan gudd yàlla lafal la cat ndax ñun soxla nañ la waaye sénégalais yi soxla nañ la. di wax rek asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu di nuyu sama sœur yi ma bokkal plateau bi oustaz Assane maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay. mais comme ça su ne bépp kilifa diine ak aada bu yeewoo ci réew mi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay et l'ensemble des téléspectateurs de la télévision Futurs Médias. Baye Cheikh. mu ngoog donc ca kanam. ñu ànd ak yow. waaw ñu ànd ci li nga xam ne mooy travail en hauteur. maanaam képp koo xam ne tey yaa ngi def liggéey boo xam ne dépassé na 1 mètre nga di ci taxaw. risques yi ak prévention yi. jëm na ci wàllu BTP mais ñiy def entretien ak bépp liggéey boo xam ne rek da ngay taxaw fu kawe kawe. ñu ne Baye Cheikh mooy 2e cause accident mortel après li nga xam ne mooy accident de la route ci li nga xam ne mooy évaluation yi ñu def. voilà di nga laale sax ak Dieynaba Seydou Batal mi waxtaane wàllu dëkkuwaay ca kanam. ci yeewu leen bi comme chaque vendredi. avant bu sama kër ngeen di am ci télévision Futurs Médias Mrs Tall ñu ngi lay nuyu Tall waaw nañu làmb rek ba daj bu baax. yaakaar naa bi baax na voilà boobu baax na. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu. di nuyu aussi bokk téléspectateurs yi oustaz yam naa ko mais tey dama lay jox sa wàccuwaay. macha allah oustaz 2.0. comme ni ñu koy waxee. di leen nuyu bu baax Mado Bessel Yacine Momo ak ñaatam Basek Diallo. comme ni ñu koy waxee. alors tey nag Pape Cheikh on va parler des VRD. bu ñu ne VRD nag moom mooy lu jëm ci wàllum voirie réseau ak divers maanaam ndox courant assainissement bi nga xamante ni dañu koy dugal kon ci kër yi wala sax ci dëkkuwaay yi parce que démb dañoo demoon Diamniadio pour daal di fekkee lancement au VRD yi on va en parler tout à l'heure pour wax njëriñ bi mais aussi liggéey bi fan la toll ak kañ la nit yi mën a ñëw commencé di dëkk kon foofee ci Diamniadio. mu ngoog parce que ñu bëri ñemewuñ ko nee ñu suuf si taxu ko neex a tabaxee noonu boo dee tabax da ngay fere te li ngay fere day bëri mais heureusement dinañ ci waxtaan ak Dieynaba Seydou Batal ce sera pour tout à l'heure ñaatam sekk mu ngi fi moom tamit jongama ba yàqu comme chaque vendredi décomplexé ak jàpp suuf la dinañ ci àndandoo ak yow Seck Diallo. Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di ziar ñi ma bokk plateau bi di nuyu oustaz di nuyu télé bi ñuy seetaan di am mbégte dellu siwaat comme chaque vendredi tey nag dañu ñëw seeti koo xamante ni dafa amee laago ci wàllu bindin donc moom la ñu demoon seeti mu ñëwoon nag seet suñu ci télévision Futurs Médias ñu dalal ko ci décomplexé Rokhaya Diouf la ñu koy wax elle a 24 ans day lét ba pare bëgg fecc lool ci xolam. jàmbaar la de waaw jàmbaar la toj na télévision bi démb. nopp bii nga ma nopp dama bëgg nga arrêté ko. bàyyi na la mi ngi ci petit de. petit ndoy la nopp léegi. non man mooma kii naka lañ ko daan waxee jamonoy xale. mooma loolu xaw ma nan lañ koy waxee. ok ça va. voilà mooma kii daal waaw loolu waaw. moo la la jox sa réponse après mais kon mu ngi ci petit ndoy ah. non nee na ko petit jox ma sa numéro téléphone ñu jokkoo takk sax mën na cee am. elle est chouette boo ko gisee da nga koy bëgg quand même. non mais elle est adorable ba pare nee na ma daal moom koñam comme niñ ko waxee moom mooy star bi foofu. ah macha allah. waaw moom mooy star bi ci kanam tuuti nañ ko xamale ak téléspectateurs yi waxtaan ak moom li mu bëgg ak li nga xamante ne ci la nekk di ko def moom la ñu indi tey ci rubrique décomplexé. dama koy jox grand bi mu ñaareele ko. mi ngi lay seetaan de. il faut mu wutal ko ñaareel comme ça mu voilà quoi mu laisser ñu en paix ñu vivre merci ñaatam dañuy njëkkee ak ay mbir yu am solo yu ñu oustaz Assane bëgg baaxee très rapidement am nay waxtu yoo xamante ni sunu borom du gàntal kenn. waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee xam nga yàlla moom ki ne la ñaan ma boo ko ñaanee dina la may ki ne la boo amee soxla boo ñëwee wax ma faj sa soxla ki ne la boo ma yaakaaree du ma tas sa yaakaar kooku bu la waxee telle heure yaakaar naa ne heure boobu su jotee boo demee tàllal ko say loxo rek li nga bëgg suñu borom subhanahu wa taala dana la ko defal te moom moo toog mu ne ud'uuni astajib lakum beneen bi mu ne wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani gars yi dañ ñëw si sallallahu alayhi wa sallam ne ko sa yàlla ji fu mu ne yàlla ne ko nee leen aka maa leen jege maa leen gën a jege sax seen buumu xol nañu ma ñaan saa yu ñu ma ñaanee rek man danaa leen may ndax li ma yor doyow ma ko dara pour ñoom kese kott dong la kon nañ ma ko laaj rek ma jox leen ko waxtu yi nga xamante ni ñaan daf si baax nag Baye Cheikh te suñu borom subhanahu wa taala daf koy nangu du ko delloo bi si jiitu mooy bu ñuy noddu kii nodd bu daanee la noddam rek ñaanal sa ay soxla
waxtu la bu baax boo xamante ni ngir ñaan la te suñu borom subhanahu wa taala daf si waaw mën ngeen ko bind de lu am solo ñaan heure bi ñuy nodd bu ñu noddee ba pare rek tàllalal sa ay loxo déedéet ñaan soxlaawul njàpp moo tudd yàlla ak julli si yonante bi sallallahu alayhi wasallam moo yem ak wird sauf que bu dee wird boo xamante ni da nga ko jël comme wird tijaan wala yeneen yooyu day laaj njàpp mais comme booy def ay istighfar wala la ilaha illallah wala allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam loolu soxlaawul nga am njàpp wala nga set boo setul mën nga ko def mais bu àndee njàpp moom moo gën mais bu ko amul boo amul njàpp tamit mën nga di ko def jigéen bu setul itam mën na di ko def bi si des mooy diggante li nga xamante ni moom moo di rawatina góor ñi bu imam bi taxawee kii di liqaam ba pare bu imam bi laa wax allahu akbar loo fa mën a dugal si ñaan dugal ko fa diggante boobu itam diggante la bu gàtt la bu xat. ba naayam bi li xaamee ba pare. bu imam bi di wax allahu akbar diggante boobu gàtt na même benn fraction de seconde loo si mën a dugal si ñaan rek. moo tax y a un truc que j'ai pas compris baal ma de. saa yu ma déggee ci dëkku naar yi. ñi nga xam ne ni Makka par exemple. bu ñu li xaamee ba pare. balaa imam bi day wax allahu akbar. day wax lu neex lu daw yaram. waaw man du ma ko dégg. xaw ma souvent imam bi daan loolu dafa neex. wa'tadilu wa saddul xalal dama koy bëgg a dem sax akolaat loolu xam nga mooy leen mooy jekkal leen sàppe yi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa bëgg nee na bu ñuy julli nañu taxaw barki borom Touba sàppe ba seytaane du xaj suñu diggante. c'est l'une des seules choses qui m'ont marqué à la Mecque c'est-à-dire bu ñu li xaamee ba pare laata imam bi di wax allahu akbar am na nu ma koy mbaaree ci suuf rek sawlu damay bëgg a dagg julli bi accolade. yow da nga am ton bi sax saw loolu neex yow tam loolu ba imam boobu ton bi nga jël ku ñuy wax bandar moom moo imam moom lay la moom moo koy waxee noonu donc diggante bii ñuy li xaamee ak bi ñuy kàbbare waxtu la boo xamante ni loo si mën a sërëxal si ñaan rek sërëxal ko si ñaan beneen bi mooy saa yoo jullee sa julli juróom na nga jël sa temps def sa baqiyatu salihat baqiyatu salihat mooy subhanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 33 soo paree nga tëjee ko la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir subhanallah 33 alhamdulilah 33 allahu akbar 33 boo paree nga ñaan sa ay soxla ñun nag léegi dañuy pare rek lem basan yi rek départ te dafa am loo xamante ni boo koy wuti faaw nga déeyante ak sa borom ba pare boo demee mu mën la ko yombal ndax yàlla nee na baqiyaatu saalihaat yaay moo gën lépp lu ñu mën a am ci àdduna ndax wàññi boo gis benn lay commencé te loolu moom mooy doon li nga xamante ni moom moo di départ bi beneen bi mooy as-sulusul axiir fi layl maanaam ceer bi mujj ci guddi gi xam nga guddi gi boo ko xaajee ñetti xaaj ceer bi mujj di jóg di si jàpp di si julli boo seetlu sax nga yor sa kurus di ñaan sa borom waxtu la boo xamante ni loo si ñaan suñu borom subhanahu wa taala yàlla mën na la ko nangul waaw 3 heures wala 4 heures jàpp fajar rek loo si ñaan yàlla mën na la ko nangul ndax yàlla wax na ko ci alquranul karim wal mustaghfirina bil ashar maanaam ñi nga xam ne dañuy jéggalu yàlla si waxtu yi nga xamante moom moo mujj si guddi gi beneen bi mooy bu ñu jàngee alquran ba pare bay jàng xatmu bi maanaam ñaan bi ñuy ñaan bu ñu jàngee kaamil ba pare instant boobu loo mën a dugal si ñaan donte la koy jàng xatmu mu ngi koy jàng yow dugalaaleel say ñaan di ko bërëxal rek muy dem boofu waaw mu yóbbaale la géew waxtu boobu itam waxtu la boo xamante ni buy nangu ñaan la ak ki nga xam ne dafa woor moo xam kooru farata la wala kooru naafila la wala fay bor ci koor kooku jamono bu dogee na ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ay soxlaam yàlla subhanahu wa taala daf ko koy nangul beneen bi mooy ñaanu ki di aj wala ki di umra lu mu ñaan suñu borom subhanahu wa taala daf ko koy may ndax fa mu koy defee di makkatal mukarrama bërëb la boo xamante ni yàlla subhanahu wa taala du fa delloo li nga xamante moom moo di ñaan beneen bi mooy fi nga xamante ni buy taw jamono buy taw bi di wàcc jamono boobu itam loo si ñaan suñu borom subhanahu wa taala ndax taw boobu di wàcc ndox la te ndox yërmande la bàyyeekoo suñu borom subhanahu wa taala instant boobu mooy yërmande yàlla mu ngi wàcc kon ñaanal sa ay soxla yërmande boobu ak ñaan googu mën a ànd suñu borom subhanahu wa taala nangul la ko ñaar yi si des bi si mujj mooy ñaanu waajur ngir doomam moo tax ñun ñëpp nañuy sàkku li nga xamante ne moom moo di ñaanu waajur buñ koy xeeb lu am solo la loo booy xëy di wuti demal nga tàllal say loxo sa waajur mu ñaanal la moo xam bu góor la moo xam bu jigéen la. dégg naa bët biñ lay xoolee rek da lay aar yow doom. tey képp ku nekk ak sa waajur saa yoo xëyee demal mu xool la rek même boo ko waxul mu teg la bët rek nga dawra dem sa yoon yërmande boobu nga xam ne lay becc si yow ak ñaan boobu rek suñu borom subhanahu wa taala daf koy nangu ñaanu waajur nag bu góor bu ak bu jigéen bi yëpp ñoo si bokk yam ñaan la bii ñu mujj nag mooy jamono boo sujootee
sujjóot mooy boo jullee ba jël sa jëb yi dëpp ko si suuf loolu foofu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee ne moom amul sax ma dem ñëw ci rakka yëpp ak waxtu julli yëpp bii gën nag mooy rakk bi mujj sujjóot bi mujj nga ñaan fa sax ay soxla leneen nit ki sujjóot yàgg lool nga naan ki sujjóotam bi yàgg na ay soxlam lay teg foofu man de ma bëree soxla xam naa bu ma ci duggee naa yàgg sujjóot yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nelaw ma war a wax yàlla yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na jamono boobu nit mënul am moment bu mu gën a jegee yàlla jamono boobu xam nga lu tax boo demee si suuratu Iqra fii yàlla doon wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal xam nga saar bu lu ko tëj wasjud waqtarib yàlla nee na ko saa yoo sujjóotee rek gën nga ma jege saa yoo sujjóotee rek jege nga ma te yaakaar naa ne nag kuy ñaan ba jege yàlla wax dëgg yàlla war faa mën a bàyyi li nga loolu rek moo tax julli ñu war ko def ci anam yu wóor te sell laab teg ko si yoon comme ni ñu koy waxee dans les règles de l'art moo tax sallallahu alayhi wasallam waxoon ne sallu kamaa ra'aytumuni usalli jibril alayhi salaam moo ñëw jàngal ko julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne sahaaba yi radiyallahu anhum julli leen comme ni ngeen ma gisee may jullee kon Baye Cheikh fukk yi la ñu waxoon ne nañ ko indi tey baaxee ko jul ndax léeg-léeg nga dajati mu ne la ñaanal ma mais waxtu yi ñu wax képp ko am soxla ñaan ko nit la ñaanal boppam langue boo ko ñaanee baax na olof pulaar français jàngale séeréer mandeng yëpp baax na ndax yàlla moom wàccee langue yëpp te dégg na itam langue yëpp beneen bi mooy bu ñu ñaanee ba pare ku am boo génnee loo saraxe nga saraxe ko door a wuti ndax loo joxe rek yàlla nee na lu ngeen joxe rek bu ngeen demee wuti ko ma double leen ko wala ma triple leen ko wala ma jox leen si loo xamante moom moo di seen moo kawe seen jox kon Baye Cheikh loolu lañ andi woon lépp lu waaye ñaan yàlla na ko yàlla nangu te ñuy ñaan jàmm di ko yéenante te di ko dox te di ko wax ndax loolu itam dina yombal li nga xamante ni moom moo di ñaan gu nangu waaye surtout génn mbon ka ñaan soxor suñu xol yi loolu itam dana tax ñaan nekk loo xamante ni lu gaaw a nangu la sallallahu alayhi wasallam ne woon na ka ñaan day lekk seen ay jëf yu baax comme matt ñi ko safara di lekkee safara ni muy lekkee matt noonu la ka ñaan di lekkee seen ay jëf yu baax te day tax loo ñaan suñu borom subhanahu wa taala da koy téye kon nañ ko génne suñu xol yi tàllal loxo yàlla borom bi surtout waxtu yi nga xam ne Baye Cheikh luñ ko ñaan rek jërëjëf yooyu yëpp am na solo j'espère que noté ngeen ko ku ci bàyyi xel rek na nga ko def ndaxte ngëneel la ñu ngi lay gërëm bu baax yaa oustaz taxawaay bi am na solo liñ ci toftal nag tout en vous rappelant que mën ngeen continuer di woote de ci Teranga Sénégal enveloppe yaa ngi tege tableau baa ngi nele bu ngeen duggee léegi mën ngeen ñoo dagg sax ñu arrêté li ñuy def jël leen jox leen donc 88 628 04 05 ak yeneen numéro de téléphone yi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi Bessel la ñuy àndal ci carnet de voyage bi moom lañ ciy teg dem ci dëkk yooyu la nga xam ne ni ça fait 3 semaines quand même nga ñuy yóbbu di ñu defaral visite guidée. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek xam nga nag dëkk boo dem dañ lay teral te dëkk boo dem tamit dañu am li nga xamante ne moom mooy penc ma te penc nag dañ koo fonk lool rawatina nag ñi nga xamante ne ñoom ñooy séeréer yi kon nag dañuy dem Mar Fafako rek ñu xool gan bu fa yegsee nuñ koy defaral. Mar Fafako nag bu gan ñëwee dañ koy teeral ko ñoom jigéenu dëkk yi ak góor ñi ñëpp daal di génn jaraaf bi génn ak ki nga xamante ne moom mooy imam bi ñu dalal ñu woyal ñu yegsee nag ñu am tamit li nga xamante ne moom mooy seen cosaan ak seen aada muy sër bi nga xamante ne gis ngeen ko sër bi nag sëru wëtteen la ba pare ñoom ñoo ko defar daal di koy cuub lii dafa fekk baax fi nga xamante ne moom mooy Mar Fafako ak lii nga xamante ne nag yaakaar naa ne ku nekk xam na ko muy peme te peme nag nekk lu raar waaye tey boo ñëwee lu ci mel ni ay Mar Fafako yeneen dëkk yi dañ fiy fekk li nga xamante ne moom mooy peme ñoom moo nekk seen cosaan nee nañu bu ñu amee gan dañ koy jox sër bi dal di jël cakk peme bi tamit takkal ko kon jeex na mun naa woddu sër bi waaw mun ngaa woddu sër bi ay ca boobu pare dañ koy jël ñoom ñu takkale ko daal di koy ñaw suñ ko ñawee ba pare tamit dañ koy jox ñi nga xamante ne ñoom ñooy cuub waaye cuub bi nag cuub boo xam ne la maanaam genre ñax la ñax boo xam ne ñoom ñoo koy defar suñ ko defaree ba pare ñu jël ko nag ba mu yebbi ñu jël loolu jël sër bi dugal ko ci bàyyi ko fi ay fan ba mu joxe nag couleur bu noir bi mais ñoom tamit ñoom ñooy defar seen dessin yi ba mu génn sër bi daal di rafet lool ñu soog koo indi nag daal di koy sol ba mu mot sër naaga yow ñu ñëw tamit nag si li nga xamante ne peme la peme moom yaakaar naa ne ñëpp xam nañu lan mooy peme mu nekk cosaan ak aada ñoom nag ba tey dafa nekk loo xam ne dafa des seen dëkk gan bu ñëw dañ la koy jox ak benn yére boo xam ne yére boobu moom moo nekk yére aussi traditionnel moo tax ñu jël sër bi jox ma ko takkal ma peme daal di may dalal yaatalal ma ci dëkk bi ñu ne ma bismillah jërë ngeen jëf
dëkk bi Marfa Fakho la tudd Bessel doon ñu fa defal ab visite guidée fekk fa ay jigéenu jàmbaar mais ñoom seen particularité mooy particularité Ndar dëkku teraanga. waaw dëkku teraanga la waaye li si gën a neex Pape Cheikh mooy que dañ lay yóbbu ca penc ma boo demee imam bi dafay génn jaraaf bi génn jigéen ñi ñëpp génn waaw ñu accueillir la ñu daal di sol seeni cuub waaye takk tamit li nga xamante ne rek moom mooy peme ñu yóbbu la ci penc mi boo ñëwee nag da ngay wër garab bi am na benn garab bu fa nekk da nga koy wër 7 fois boo ko wëree 7 fois ba pare nga toog imam bi ñaan ñu commencé nag di la tëggal di tëgg seen ngamb yi ñu lay woyal nee nañu parce que dëkk boo gis rek dafa am lu ko sanc mais ñoom dañoo niroog alpulaar yi am nañu ay similitude waaw xam nga tey boo xoolee Sénégal Pape Cheikh làkkat yi yëpp ñi fi nekk ci réew mi ñoom ñëpp dafa am ci loo xam ne ñoom ñoo ko bokk dëgg la ñoom ñoo ko nuroo ñoom ñoo ko bokk parce que tey boo waxee cuub tey boo demee si joolaa yi am nañ ko seen façon boo xam ne noonu la séeréer yi muy xaalpulaar yi muy njaago yi muy balante yi muy manjak yi ñoom ñëpp dañu am li nga xamante ne moom mooy sëru dënk mooy comme li nga xamante ne moom la ñu wone sànq nga dem tamit nag ci peme bi ñoom ñëpp ko bokk parce que tey boo xoolee làkkat yëpp dañu fonk li nga xamante ne moom mooy peme parce que peme moom moo gënoon am valeur bu njëkk ba ko or voilà que léegi mu nekk nag Pape Cheikh loo xam ne lu am solo la parce que tey bu fekkee da nga dem ci dëkk nga yegg si fa ñu dalal la fa après nag ci la ñuy commencé di indi teranga yi chef de quartier bi dafay indi terangam bi nga xamante ne mun na yëkkati xar jox la ko pour ñu reyal la ko wala ñuy yëkkati ay dugub ay gerte ay ceeb li nga xamante ne ñoom moom la ñu am si seen dëkk ñu yëkkati ñu may la ko bu ñu paree nag daal di lay toggal togg bi nga xamante ne tamit moom mooy plat traditionnel bi mais li ci am solo mooy que ne sër bi nga xamante ne dañ la koy jox parce que du sër boo xam ne sër yi nii kese la sër bi dafa am lu muy àndal loo xam ne maire yi nga xamante ne dañoo lëlu ñoom ñoo koy moom ñu yëkkati sër boobu jox la ko donc mu nekk loo xam ne Pape Cheikh lu am solo la. mu ngoog donc ñu ngi la ciy gërëm Marfa Fakho daañu demaat beneen mar prochainement. bëgg nga ma continuer wala ñu arrêté nii ci mari nañu continuer rek comme ça ñu xam bii baa ñu dem Marloc waaw non demoon nañ Marloc Marwenge Marwenge waaw fa nga bëgg ñu dem waaw bu la neexee vendredi bi di ñëw wala ñu dem Mar Sulu rek foofu mar boo dem xoolal dama sonn nag aussi bàyyi ma merci beaucoup Bessel ñu ngi lay gërëm 10h12 mooy doog a jot ñu jàll ci décomplexé ak jàpp sa fula ak ñaatam sek tey dañ leen di wanale ak koo xamee ni dafa am particularité dafa nekk xale bu am jom amul benn complexe te jàpp na fula amul benn complexe Pape Cheikh ñu ngi koy wax Rokhaya Diouf comme ni ko Bessel waxee yoonu Joal la juddoo waaye tamit nekk fii ci Ndakaaru kon duñu def lu dul seetaan ko elle a 24 ans seetaan ko dellu si waat ci plateau bi maa lay nuyu maa lay fay parce que c'est la première fois ma ñëw télévision bi waaw maa ngi nuyu Sénégal yëpp di nuyu fu ma dëkk waa Arafat waaw Joal laa sëkkee sa papa moo dëkk Joal fu laa juddoo yeroo fa après ba ñëw Tindiet yeroo fii métti noonu trop parce que élève laa woon temps bi dafay si CI métti noonu trop parce que xale yi dañoo ñaaw ak mag yi daal ma egg bu ay si sem waa moo quatrième laa bàyyee jàng quatrième parce que man danoon létt si école yi su ma amee pause di létt en pause létt léegi xam ne lii mënu jàng ak létt mënu ànd quoi xam nga bàyyi jàng bi wala létt bi léegi waaye sama parent instant létt laa bëgg yoo xam kon comme loola bëgg ñu jàppale si parce que yow loo bëgg rek ñun daal bëgg nañ ko daal ñu ne bëgg daal na am sa liggéey bopp la fekk sa soxla kañ bañ laa yëpp la kese la jànguma sa noonu man létt dama xaa doon sama mag mënoon létt di xoolaale léttam waaw foofu laa mu létt daal na am salon bëgg naa am salon ndax vraiment am salon waaw mun naa létt xale létt mag mun naa bopp mu neen sa bopp saa kaw sa mun naa ñam wax ñaw ba mu très bien day fecc moom fecc ñeet maa neex mais neex na ma trop parce que gën naa sa taay sa benn artiste jënd ma si benn clipam nii Mbëggee Seck saa yi def naa sa benn vidéo Viviane waaw Viviane instant bëgg naa laa gis nag bët a bët damaa bëgg ubbi salon bu rëy ut ay élèves dinañ jàppale loolu laa bëgg ku mun jàppale loolu laa bëgg daal bu salon bu rëy ma am sama xaalis di voyage di ñëw di jàppale sama papa. nu ma yàlla bindee man daal gêneau ma
damay doxee nicement di happy nicement di kaf di ree fu ma nekkee damay def happy nicement sonn ma si daal sonn si benn yoon instant xaw ma sa handicapé la parce que man santi ma ko lu mu neex laay def dëkk bi damay génn di happy di nicement waa kër jàppale si baax ba surtout sama papa ak sama mag yi ñu jàppale si baax ñoom ñamay doole am fulla fayda ba kenn jàpp ba kenn tuutal waaw lu muy baax ba kenn tuutal lu muy baax waaw bëgg naa sëy moom mais yàlla baax su ñëwee xam ne ñëw na daal jalu yàqante daal ñi mel ni man ak ñeneen maa bëgg ñu génn surtout seen parents lañ bàyyi ñu génn parce que nit ñi comme yëpp la dañu génn comme ñin di kaf di ree dem fu leen neex su fekkee yaa ngi jàng waaye yaa ngi ñaw waaye yaa ngi kii da gën a si am fulla gën a si taxaw moo gën mais di nëbbatu amul sens chaque jour maay seetaan émission yeewu leen di ma émission bi ka laay si dem di def sama toog di jàkkaarloo ñaatam bii laa bëgg mais yàlla moo dogal tey ñëw naa tey vraiment am seen fay yàlla na yàlla fay leen dafa lu gën petit moom laa bëgg na ji sama téléphone ñu woote sama yaay fu ma nekk yàlla na si oy sa moom parce que bëgg naa loo mu teew gis ma nii si kanam parce que dafa yàgg bëgg loolu mais yàlla ma ko dogalee noonu. waa ñaatam ma. Voilà donc une belle rencontre entre Niatam Seck ak Rokhaya Diouf coiffeuse danseuse et les mêmes mannequins. et les mêmes mannequins di nuyu waa Arafat bi nga xamante ne fa la soqeekoo mais Pape Cheikh lu ci gën a bëri ci ñi ñuy seeti doole ji ak force bi ñuy am pour mun a nekk ak nit yi dañuy gis lu gën a bëri seen parents yi ñoo koy def ci ñoom. parce que moom nee na bi mu nekkee di jàng école dañ ko doon ñaawal di ko ñaawal ci biir école yi tax mu bàyyi jàngam mais bi mu ñëwee ci biir kër gi nee na papaam dañu ko il faut nga def sa bopp daan ni yow nii nga mel noonu la la yàlla bindee donc da ngaa war a continuer di dund donc force boobu nga xamante ni moom la màggali ci biir kër gi moo ko topp tey ba bi mu ñëwee Dakar gis nañ ni force boobu dafa continuer ba tey am ful la am fayda nee na lett musu ko jàng magam moo doon lett mu fay xool di jàngaale ba léegi nii day am ñu bëri day def ay déplacement amagul salon di dem di lett waaye tamit challenge yi nga xamante ni dañ koy def ci internet bi gis ngeen ni ñu bëri ràññee nañ ko ci parce que fecc moom nee na daf ko def ci biir xolam donc mi ngi xappi donc nee na Viviane son yu bëri daf koy reprendre bokk na ci ay clip vidéo yoo xam ne gars yi dañ koy woo mu ñëw bokk ci donc force boobu mu am bi nga xamante ne tey jii nëbbatuwul làqatuwul moom lañ bëgg a def ci nit ñi mel ni moom parce que gis nañ ni ci taxawaay ak ci yaram yàlla nattu na ko ba mu am ci laago te terewul taxawul ci mbedd mi ñaan kenn waaye tamit duggul ci këru kenn wax problème am donc tey jii Pape Cheikh loolu lañ leen andiloon ci seen rubrique décomplexé jàpp sa fulla mu nekk koo xamante ne également jël nañ numéro téléphone am képp koo xamante ne mën nga ko jàppale ci wàllu liggéey ci salon ak li nga xamante ni moom lay def muy ci wàllu fecc également mën nga ko woo donc mu nekk xale boo xamante ne xale bu am jom la Rokhaya mën ngeen ko joindre au 77 462 45 32 Pape Cheikh Diallo tey comme ni ma la ko waxee moom lañ leen andiloon tey Rokhaya nekk koo xamante ne nag bëgg na petit lool kon petit mbir maa ngi noonu. Voilà très intéressant en tout cas moom defe naa li ko dal moom la ñuy wax tungu ne fii. waaw moi je l'aime beaucoup. Elle est tellement chouette cette fille. Elle est adorable donc yàlla baax na yàlla na ko yàlla jàppale et puis ku ko bëgg a dimbali rek na nga ko dimbali jox ko liggéey quoi du dimbalu may mais comme dafay létt. waaw am na déjà lu mu mën a def. donc boo amee loo mën a def rek jaar ci formation. tey ji pour ñu dimbali la day yomb parce que tey ku nekk xam na fi nga xamante ni soxla nga ko fa. nga woo ko ngir jàppale ko. dañu lay bàyyi Seck nga dem rejoindre invité yi ci salon bële tout à l'heure ñu fekk la foofu parce que bëri na ay programme ak ay activités yoo xam ne ni am na dinañu jéem rek xajal lépp rek ci jotaay bi lee on recevra même suñu xarit yi jógee Orange am na itam yeneen yi invité donc on te retrouve dans quelques minutes ci salon bi Sophie tamit yegsi na mu ngi dressé table bi pour ndekki bi Sophie on va te retrouver yow tamit dans quelques minutes waaye fàttaliwaat téléspectateurs yi ne dañuy maye ba maye ay bagages waañ xaw ma ndax foofu nga ne am na caméra ak micro mais bëgg naa quand même nga nuyoog téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi la doon xaar bu ko defee nga wax ñu naka la ñu mën a def pour gagner yooyee nga xam ne ni am nga ko ci waañ bi réfrigérateur cuisinière gazinière ak yeneen ni teranga yoo xamante ni da nga koy soxla ci sa kër sans compter xaalis bi nga xam ne dañu koy maye ku dugg léegi ni ñu may la xaalis maye naa fi ca subaak léegi ay enveloppe yu def 50 000 am na yu def 100 000 kan moo ci nar a dal on ne sait pas
fois mais léegi ñu tàmbaliwaat jël leen ci numéro téléphone ñi nga xam ne ni ñu ngi affiché wu ci suufu écran bi bonjour Sophie. bonjour Baye Cheikh. na nga doxalee. maa ngi lay nuyu rek Baye. waaye maa ngi lay fay rek waay. alhamdulilah maa ngi lay nuyu Baye Cheikh di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp. di nuyu mbokk yee xarit du ñu seetaan Baye Cheikh comme ni ñu ko waxee rek Teranga Sénégal ñu ngi fi di jox téléspectateurs ay bagages yoo xamante ne dina leen intéressé parce que nii comme ni nga ko gisee nii comme dab rek maa ngi ci biir waañ bi Baye Cheikh fi comme ni ma koy expliqué am nañu fi li nga xam ne mooy benn cuisinière 4 feux boo xamante ne nii moom loo ko jox rek Baye Cheikh dala loo ko laaj rek dala koy jox déjà nii moom 4 feux la am mën nga teg fi soit nga fële sauce fële nga teg ay légumes sautés fii nga teg fi li nga xamante ne nii mooy soit ceeb ngay togg wala ça dépend yow ci li ngay togg mais en tout cas mën nga teg 4 togg yu différent yoo xam ne da ngay defar vite fait daal di jàll ci leneen mu am tamit benn four boo xamante ne nii gis nga nii rek dafa am grille te en même temps dafay jël courant ni muy jëlee courant noonu lay jëlee gaz yaay xool ban moo la ci intéressé nga utiliser ko noonu yii yëpp dañ leen koy baaxe Baye Cheikh mu am benn plaque boo xamante ne nii booy rôtir soit poulet wala ngay def méchoui wala ngay def gratin da nga koy def ci sa benn moule rek wala nga jël plaque bi teg ko ci noonu directement daal di koy enfourner mu jox la li nga xam ni moom nga soxla de l'autre côté aussi ñu am benn combiné boo xam ni 2 en 1 la dafa am congélateur ci suuf am li nga xam ni mooy frigo bi pour fii seral ci kaw déjà nii mën nga fi def sa condiment ndugg 15 jours wala 10 jours nga dugal ko ci biir taw saa yoo soxlaa dafay frais da nga koy ñëw rek utiliser ko ci suuf mën nga ci def ay fruits ci kaw nga def légumes ci rebord bi nii nga def ci say bouteille d'eau wala ci say jus yi nga xam ne bëggoo mu congelé da nga bëgg juste rek mu nekk au frais ci suuf aussi mu nekk benn combiné boo xam ni dafa am 3 tiroirs yoo xamante ne ni ci kaw mën nga ci def viande ci suuf nga def ci poulet beneen bi ci suuf nag nga daal di ciy def say jën rek te benn du bokk ak moromam benn du laale ak moromam Baye Cheikh de l'autre côté aussi am nañu table à manger bi nga xam ne période de fête la ñu nekk dafay baax nag nga dresser sa table ba mu rafet teg say vaisselle def say nappe de table ak say couvert nekk en famille boobu tamit pour yéen la da ngeen di woote rek ci numéro de téléphone yi nga xamante ne ñu ngi koy joxe ci suufu écran bi am nañ fi tamit benn chambre à coucher ak armoire aussi battant am nañu benn salon boo xamante ni lépp pour yéen la mu ànd ak benn commode boo xamante ni lépp pour ci salon la jëm Baye Cheikh continuer leen di woote rek li ngeen di gën di woote rek seen i wërsëg di gën a bokk ci li nga xam ne mooy tirage yi nga xam dinañ ko def pour nga mën a am matériel yi ñu fi am yëpp Baye Cheikh. dimanche après-midi laay def tirage bu mag joxe 5000 safurla 500000 500000 pariru or ak iPhone 11 donc lii dimanche laa koy joxe mais tey jërëjëf Sophie ku dugg rek dinañu ko jox enveloppe bu duun boo jógee foofu ci waañ wi dañu lay bàyyi nga dem ci terrasse bi ci table à manger bi comme ça nga dressel ñu doog a mën a ñëw ndekki balaa ñuy fekk ñaatam ci salon bi moom ak invité yi nga xamee ni tey dañ leen di recevoir ci yeewu leen bi Madeleine demoon nga seeti ay jigéenu jàmbaar ñoom itam ñu teg ay initiative pour dëggal li tubaab di wax léegi dafa am benn phrase boo xamante ni moom la jigéen ñëpp di doxee yéen ngeen koy doxee nekkatul sois belle et tais-toi maintenant c'est du sois belle et fais. waaw Pape Cheikh comme ni nga ko waxee donc soxna yooyu ay malienne nañu ñu ngi leen gën a xamee ci turu Moussoukoro Dembélé ak Fenta Dembélé ñu nekk benn famille boo xamante ne dañuy yëngu lu yàgg ci li ñuy tuddee cuub donc nag ñuy tudd créer benn association boo xamante ne dañuy jàngal ay xale li nga xamante ne moom moo di cuub donc li ñuy def rek dañuy dem xooli élément bi après bu ñu ñëwee ñu gën leen expliquer. maa ngi tudd Fanta Dembélé maa ngi jóge Bamako maa ànd ak sama mbootaay bu ñuy wax association professionnelle des teinturières de Bamako maanaam ñun groupement de femmes yoo xam ne ñun ñooy defar sunu liggéey cuub rek la dañ koo doon ci sunuy maam sunu yaay léegi ñun sunu doom yi aussi ñoom aussi commencé nañ ko defar léegi nag am nañu école boo xam ne dañuy jàngale xale yoo xam ne amuñu papa amuñu yaay dañ leen di jël jàngal leen juróomi at bu ñu defee juróomi at di jàng ñu des ak ñun juróomi at di liggéey fukki at ak benn ñu def benn collection jaay ko
jox ko mu installé moom ci boppam. dañ doon waxtaan ak sunu yaay du ñuy expliquer naka la ñuy def couleur boo buggee boo defaree benn cuub par exemple kenn du mun a defaraat boobu da ngay am yenn secret bi dina dem ci ndox boo xam ne defar nga ci bu mel ni nga tuur ko nga bugg a def bu mel ni. Moi c'est Madame Silla Moussoko Idambélé, dite Néné. Je suis teinturière de profession. J'apprends la teinture aux filles, c'est-à-dire des filles de 11 ans qui va vers les 17-18 ans, comme ça. Et tout travail est dur. Il faut l'apprendre et aimer le travail pour que tu puisses l'apprendre. Les produits sont un peu toxiques, ça c'est vrai. Donc on cherche des endroits où on doit verser l'eau déjà utilisée avec la teinture et après on fait vider avec une voiture. Et là les filles sont là, tout le monde apprend et avant d'apprendre on a des protections qu'on met sur le nez et puis la bouche aussi. Et puis on leur conseille de ne pas causer en faisant la teinture parce que vous aspirez. Donc il faut faire beaucoup attention. Quand tu travailles, ne pas trop discuter en travaillant. On met des gants pour pouvoir prendre dans l'eau de teinture parce que là, ça se trouve des potasses, des produits un peu toxiques qui fait mal vraiment. léegi dernière tendance yi mooy yu ñu defar ci puso bi noonu la ñuy wax takk yooyu mooy dernière tendance yi takk yi moo génn léegi mais ba léegi fàttewuñu peinture bi nga xam ne mooy genre bi bii mooy bu peinture bii dañ koy cuub ba pare takk ko def ko ñaari couleur pour ñu mun a am ñaari couleur léegi pour après ñu def ci tampon yi nag xale yi nekk Institut des Arts à Bamako ñoom ñuy defaral lii genre yi mooy dem ci sëy buy sëy di dem kër jëkkëram lii lañ ci ko war a defaral lii mooy somom du cuub parce que liggéey bi 6 mois de travail c'est une femme qui le fait avec une aiguille et tout se fait avec l'aiguille extrêmement difficile et extrêmement beau. Sénégalais yi xam ngeen Bamako Dakar et Sénégal Mali benn la ñun nag boo gisee ñuy def lii dañoo xam ne def sunu mbubb yi valeur sénégalais yi ñoo ko mën moo tax ñuy ñëw ñuy créer pour ñoom ñu ngi leen di ñaan ñu ñëw seet si même bu ñu jëndul nañu wax ne sunu mbokk yi seen yi rafet na day kiyal sunu xol loolu lañ leen di laaj te ñu ngi leen di ñaan ñun ñëpp ñu am jàmm sunu dëkk bi nee tàng ñu bëgg ñëpp ñaanal. jigéenu bambara yooyu nga xam ne ñi dañuy def cuub ak yu baax man leen seeti leen fii dafa bëri ay jigéenu bambara yu fi yàgg dégg wolof comme dame bi nga taseel ñoom itam c'est des femmes entrepreneurs. Voilà, c'est des femmes entrepreneurs Pape Cheikh comme ni nga ko waxee lan moo ko gën a findeel sax mooy école bi nga xamante ne tijjil nañ ko seen bopp donc ñoom comme ni ñu ko waxee dañ ko doon ci seen ay waajur donc au lieu ñu toog di ko defal seen bopp ñu dem ba ci biir lëkkaloo ñoom ñi nga xamante ne ay sœur nañu ñëpp ñi ñu gis ci biir élément bi c'est des sœurs ñu tijji benn école boo xamante ne nag dañ ko tijjil ñi nga xamante ne dañu maanaam c'est des orphelins ñi amatul ay waajur ñu jël leen dugal leen ci biir di leen di jàngal li nga xamante ne moom moo di cuub donc di nga def une formation boo xamante ne 5 ans la da ngay jàng beneen 5 ans bi ci def tu ne fais que la pratique boo demee ba def pratique ñu jël nag ci li nga xamante ne moom moo di 11e année bi def nag benn yendu bu mag jaay lépp loo xamante ne moom moo di cuub lépp luñ ci récolté nag dañ koy partagé tijjil yeneen xale yooyu ay bërëb wala ay place yoo xamante ne danañ fa defee cuub di ko jaay Pape Cheikh leneen loo xamante ne aussi jot nañu ko wax mu am solo mooy xeetu cuub yi nga xamante ne wane na ko elle nous a parlé du takk nag ñu bare xam nañ ko nee na liggéey cuubu takk bi mooy bi ñuy defee ak puso ak wëñ di ko ñëw nee na moo nekk cuub bi nga xamante ne moom moo gën a cher ci seen dëkk te d'habitude sax bés bu ñuy jël comme par exemple soxna moom la ñuy jël soxna si moom la war a sol jouru mariage am parce que dafa nekk cuub boo xamante ne dafa gën a riche mu amaat beneen boo xamante ne présenté ñu ko muy fara boobu nag
boo defee une semaine voilà de mariage nuptial donc nee nañu après boobu tamit moom ngay sol parce que dafa am ay secret yoo xamante ne dafa nekk ci biir donc moo tax femme malienne yi di ko faral di ko utiliser leneen loo xamante ne jot nañ ko ci laaj xam naa ni Yacine la naka gën a intéressé ku xam cuub xam ne dafa am ay produits yoo xamante ne dafay am ci biir ay potasse ak ay ammoniac ak mu nekk d'habitude day jur ay lorange yu bare ndax sànq rek ñu ngi ci waxtaan ak Yaas boo seetloo à partir de 45 ans sax femme malienne yu bare wala ay femmes yu jëfandikoo ay produits toxiques yu mel ni ay cuub ak yooyu maareki deytaali dañuy mujjee faatu ndax cancer nañuy am ce qui veut dire que produits chimiques yi donc loolu ci sécurité la bokk voilà effectivement elle va nous en parler comme ni ma ko waxee moo tax elles ont bien dit que buñ koy liggéey di sànniwaale tamit conseil boobu nit yi di utiliser li ñu duppee ay gants pour se protéger les mains di sol li nga xamante ne des masques et surtout éviter de parler booy liggéey ak ay produits toxiques parce que il faut des accessoires de travail. Il leur faut des accessoires de travail. Je pense que Yacine moom loolu pàcc boobu dañ ko ciy jox mais nit yi quand même ñu ngi ci commencé di ci bàyyi seen xel leneen nag li mu tëjee mooy loo xamante ne neex na ma loolu mooy nee nañ ñoom cuub dañ koy sawar di ko ñëw di ko jaayee fii parce que foire ba nañ leen fekkoon parce que nee nañ seetlu nañu que femme sénégalaise dafay mettre en valeur li nga xamante ne moom moo di cuub leneen di ñu tëjee tamit mu daw yaram mooy maanaam ñu ñaanal leen seen dëkk boobu ñu nekk jàmm am fa ndax Mali Sénégal benn bopp la kenn mënu fa am kenn mënu koo xar ñaar bu jàmm amee fii jàmm war na fa am kon fuñ ci munti doon ak ku mun a ñaan rek ñu ngi leen di tàllalaat loxo ñu ñaan réew boobu nga xamante ne moom moo di Mali jàmm sax fa ndax ay jigéen yu jàmbaare ña nga fa di daan seen doole te ñu ëpp ci askan wi rek nañ koy joxaat Baye Cheikh. ci loolu nga daanelee sax laay joxe nouvelle bu neex à partir de janvier dinaa tàmbali yeewu leen tour alors yeewu leen tour nag dina dem ci ay dëkk di fa yeewu ak population sénégalaise bi fa nekk donc Mali dina bokk ci yeewu leen tour bi février à partir du 20 février man maa ngi Bamako incha allah bu ñu yàlla bàyyee kii dinañu fa dem ci ay fan yu bëri ñu def ay émission yeewu leen tour donc dina dem fi nga xamante ni moo di Bamako à partir du 20 février le 21 février le 22 février ak le 23 février en plus de yeewu leen tour bi ñuy amalee foofu ca Bamako Youssou Ndour ak Super Étoile dinañu fa tëgg foofee nga xamante ni moo di Mali le 21 février fi nga xamante ni mooy stade Omnisport Modibo Keïta bu jegesee dinañ leen ko détaillel bu ko defee ngeen mën a xam ci ban xew-xew la ñuy profito pour defaale loolee nga xamante ni moo di yeewu leen tour au mois de janvier je serai à Paris pour def fa yeewu leen tour bi après Paris on sera à New York pour def fa yeewu leen tour bi ainsi de suite on vous donnera quelques dates mais dates yu précisé wu mooy le 20 le 21 le 22 ak le 23 février je serai à Bamako pour présenter leen yeewu leen tour bi ku ne xam nañu nag Mali ak Sénégal dañu bokk man par exemple j'ai des origines maliennes gisoo leen sama moolu kanam joxuma leen bambara man maa ngi fekk baax diggante Kalabankura ak Lafia Bougou. c'est que yow man danga ma jaaxal. maay Sénégal. non yow yaay parce que dañu yaakaar ne man maay Sénégal mais dañu juum du man maay Sénégal de mais yow mii yaay Sénégal. waaw parce que fi nga wax quartier yooyu nga wax Bamako man dama xamul Pape Cheikh nan nga def ba xam ko. ah Lafia Bougou sama yaay xam nga mu tudd. Worokiya Jakite. sax di tudd sax Rokhaya comme yéen waa Sénégal di ngeen koy waxee sama yaay Worokiya la tudd. donc Worokiya boo ko déggee rek xamal ni waa Mali la parce que Mali yi du ñu wax Rokhaya sama yaay Worokiya la tudd sama yaay tudd Worokiya sama jabar tudd Worokiya ah paa ay dara di malien mère Jaxate di malien waaw nag xanaa du maa dëkk Mali ku dëkk Mali yow donc à partir du 20 février Bamako dina mel ni Dakar dinañu fa dem merci en tout cas Madeleine ci nii nga ñu wanalee ak jigéenu jàmbaar yooyu da nga xam ne ñoom la ñu fekkoon ca foire ba Sénégal nag dañu bëgg sañse moo tax lu baax ci tissu lu baax ci lu am valeur jox leen cuub bu dee jar 500000 sax da ngay gis jigéen jënd ko même bu jigéen bi amul da koy jaral mu dem jëndi ko
te cuub du xeew yi en fait voilà cuub du xeew yi merci en tout cas ci wanale gi nga ñu wanale ak jigéen yooyu la laataa ma leen di présenter livre bu bees bu Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké yàlla na fi yàgg te wér dama bëggoon ñu jàll ci wàllu sécurité ak ki nga xamante ni moo di Yacine balaa ñuy waxtaane dëkkuwaay ak Dieynaba Seydou Batal bay fekki ñaatam au salon fekk Sophie pare ak dressé table bi ci ndekki li ñu war a ndekki tey ci ajjuma bi donc wàllu kaaraange mu ngi jëm ci wàllu tabax surtout ñi nga xamante ni ñoo ciy liggéey mais ci liggéey yu kawe yi nga xam ne li muy jur ci ay jëyee dafa bëri Baye Cheikh mais ça va être de façon plus générale parce que am na au-delà de ñi liggéey ci wàllu tabax am na ñeneen ñi nga xam ne tamit li mooy entretien façade yenn immeuble yi dañ koy def mais Baye Cheikh Diallo am na ñoo xam ne ay électricien lañ dañuy yéeg si ay poto lampe yu kawe am ñoo xamante ne dañuy monter antenne télévision ak yooyu mooy lépp loo xam ne rek nit ki day nekk situation en hauteur ba ci soo demee fu mel ne port ñi nga xam ne dañuy liggéey ci kaw bateau en situation de hauteur mais ñi nga xam ne aussi dañuy nekk ci plateforme yi yëkkati conteneur yeeg wàcc nekk nañ situation en hauteur parce que li ñuy wax portique ay 80 mètres la Baye Cheikh soo ci taxawee presque nit ñi dañuy mel ne ay sànq lañ si yow et c'est pas sûr te Baye Cheikh li may wax hôpital mënoo fa yendu benn jour wala nga dem seeti leen amul cas d'accident en hauteur wax naa ko léegi ci bi may introduire mooy deuxième cas bi nga xamante ne mooy indi ay décès ci àdduna bi muy li nga xam ne mooy chute parce que ku daanoo ci hauteur gaañu bi ci gën a sedd ay damm lay doon mais li ci ëpp ay décès lay indi donc am na benn résumé bu ñu si def avec des illustrations avec la voix de Cheikh Diop mën nañ ko dem seetaan ñëw ko détaillé ko sur le plateau ayca Baba Yille liggéey yi nga xam ne doomu aadama yi ñu ngi koy def te muy faral di kawe lool maanaam liggéeyu baraak ardoise ba ci sax li nga xam ne moom moo di bâtiment bi la liggéey nekk na li nga xam ne nag moo ëpp ci li muy faat ci ay doomu aadama ñi nga xam ne ñoom ñoo ciy faatoo lu bëri bokk na ci agent yu réseau électrique yi ñi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ci wàllu courant ak itam ñi nga xam ne rek ñoom ñooy faral di amal ay entretien maanaam ay techniciens yoo xamante nii rek seen ak liggéey day faral di kawe lool ginnaaw loola itam ci atum 2015 lu tolloog 12% ci accident yu travail nag li nga xam ne moom moo ko indi moo di liggéey yi nga xam ne rek jot nañ ko fay lim ci bile at ba tey lu tolloog ñeenti doomu aadama jóge nañ ci kaw daal di daanu ci suuf loolee sax jur seen ak faatu ba tax ab laaj daal di samp ci wàllu wi moom moo di ana naka la ñuy mën a def ngir daal di moytu lu mel bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñooy faral di liggéey yooyu liggéey nag di jël bépp matuwaay boo xamante ni dina mën a tax ñu daal di amal liggéey yooyee ci anam bu jaar yoon waaye itam lépp loo xamante ni rek ñu ngi koy liggéey ñu daal di ci yépp seen ab xel liggéey. ba ci ñi nga xamante ni ñooy nettoyer immeuble yu kawe yi sax da ngay tiit boo leen ci séenee ay jàmbaar lañu parce que fit mooy tax góor dëgg ñame def yenn liggéey yi mais liggéeyu risque la. liggéeyu risque la Baye Cheikh bi ci ëpp mooy responsabilité ki nga xamante ne moo leen di liggéeyal parce que loi dafa ne suñ tollee à hauteur de 1 mètre commencé nga nekk si li nga xam ne mooy risque en hauteur parce que soo daanoo li ci gën a ndaw mën na nekk foxoj mais imagine léegi nga dem ba yenn niveau yi nekk si ay gratte-ciel wala di liggéey ba ay 4e 5e étage dafa am li ñuy wax mooy ay équipement de protection collective ak ay équipement de protection individuelle équipement de protection collective nag mooy lépp loo xam ne yow sooy liggéey nekk fu kame daf la war a aar li ci njëkk mooy war na am lu mel ne échafaudage bi nga xam ne si ngay nekk muy peut-être tonton mag mën na ko wane à l'image parce que moo ngi si illustration yi ouvrier yi ci biir la ñuy nekk nga xam ne dañ leen di cercler su yéegee ba benn niveau nga mën a nettoyer mais liñ ciy war a teg mooy li nga xam ne mooy harnais Baye Cheikh harnais moo ngi mel ne kangourou mooy bootukaayu tubaab yi ci liñ ko mën a expliquer noonu la mel peut-être image yi ñoo ngi koy passé harnais boobu day tax nit ki su nekkee sax si échafaudage wala mu nekk ci échelle wala nekk yenn niveau yi miir mën na la dab wala moment d'inattention wala mu am lu rëcc nga ko doon bëgg a for bëgg a wadd soo daanoo harnais boobu mooy tax doo daanu ci moo lay tëyee nga lang ba keroog ñu lay sauver si te Baye Cheikh c'est très dommage mais accident yi nga xam ne ci travail en hauteur lay jógee dafa bëri wax naa ko léegi mënoo dem urgence hôpital dans les minutes qui suivent
indi luñ la un ouvrier bu daanu hémorragie interne wala crâne bi toj mu décédé c'est des cas yoo xam ne c'est très très patent te ñoo ngi koy gis li nga xam ne nag moo war ñi nga xam ne ñoo leen di employer c'est de prendre seeni mesures parce que li may faral di wax rek mënoo jël ay milliards wala ay millions di ko def ci bâtiment te ki lay liggéeyal jëloo ay équipement de protection jox ko parce que très souvent su décès amee wala accident da ngay arrêter chantier bi day am c'est ça c'est le rôle de l'entrepreneur donc bis bu accident amee muy accident mortel chantier bi dañ koy taxawal donc mu indi ay retard sur les délais li nga xam ne moom nga war a pare li nga xam ne mooy sa chantier mais suñu ñëwee aussi si nga xam ne Sénégal dafa bëri ñuy def entrepreneuriat bàyyi Cheikh nit dina jóg ne man damay monter ay antenne télévisée bëri na ay cas yu mel noonu donc ñooñu dañuy waxtaan ak ñoom képp koo xam ne ouvrier personnel nga di liggéey sa bopp te ngay def ay intervention en hauteur fexeel ba ut harnais boobu nag am na ay formation yoo war a subir parce que harnais du fu ne lañ koy takk xam nga soo jël kii bi tissu bi takk ci harnais bi sooy daanu da ngay rëcc harnais fu dëgër lañ ko war a di takk donc soo amulee équipement yooyu mieux vaut éviter def li nga xam ne mooy travail en hauteur am na beneen mbir aussi pour ñi nga xam ne ñooy recruter ñiy def travail en hauteur am na li ñuy wax benn diagnostic médical bu ñu war a def ku amee diabète bàyyi cher wala suukar wala cardiaque wala tension waroo def liggéey en hauteur parce que soo nekkee en hauteur dafay nekk ay vertige yoo xam ne mën na la indil nga daanu wala nga am ay accident yoo xam ne mën nañ ko éviter donc d'une manière générale équipement yaa ngi fi mais je pense que réglementation bi war nañ koy gën a appliquer pour di sévir parce que cas d'accident yooyu le bëri na torop Baye Cheikh mu ngoog ñu ngi lay gërëm bu baax Yacine bu ñu amoon temps sax dañ ko gën a détaillé gën leen ci jox ay conseils mais quand même lii nga tënk rek am na solo ci wàllu kaaraange tabax nag laata muy taxaw dafa am ay base moom la ñu tuddee fondement dëkk bu mel ni Diamniadio ñu bëri bëgguñu faa tabax ndax dañ ci dégg ni suuf si et tout ça mais heureusement Dieynaba yàgg ngañ cee sensibiliser tey dañu fay delluwaat ngir waxtaanee importance su VRD importance su VRD moom mooy voirie réseau ak divers voilà Aïcha alors Pape Cheikh maa ngi lay gërëm juste li nga wax sànq dama ciy dellu si même ci biir ndox mun nañ fa tabax léegi ndaxte suñu ingénieurs yi léegi ils sont tellement ingénieux. Chez moi à Amsterdam il y a des maisons qui ont été construites sur l'eau. Sous l'eau. Il y a maintenant même des hôtels yi nga xamante ne dañu koy tabax léegi en profondeur. parce que man je suis hollandais de cœur. d'accord mooy sama dëkk xol quoi xam nga ku nekk Sénégal mën nga dëkk Sénégal mais nga am foo xam ne mooy sa dëkk xol. mais yenn saa yi sa nga gis ay bâtiments yu xaw a penché tuuti. voilà à Amsterdam. juste pour dire que ne que léegi wàllum construction dafa évoluer bu baax a baax te à Diamniadio macha allah suñu kon ingénieurs yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy nekk yor bureau de sol yi. ñoom def nañu en sorte de trouver les techniques de construction lu ci mel ni ay micropieux nga xamante ni suuf si ak bâtiment bi duñu laale mais nag foofu li fa gën a avantageux mooy tabax en hauteur donc loolu la ñuy woowee optimisation donc de l'espace mais également une technique de construction la yooyu peut-être dinañ ci waxtaan ci jamono yi ñu dëgmal mais tey jii nii li gën a sabab li ni mel mooy chaque fois dañuy dégg naan Diamniadio tabax nañu ko ba pare waaye lu tax ñi ci dëkk guñu fa juste pour joxe information bi démb dañoo lancé VRD bu ñu ne VRD nag mooy lu jëm ci wàllum tali ci wàllum assainissement ci wàllum ndox ci wàllum courant ba ci sax télécommunication parce que xam nga ne léegi Pape Cheikh dëkk yu bees yi dañuy daal di def VRD yi waaye kenn di ko gis boo gisee dëkk yu mag yi doo gis mukk ay fil yi nga xamante ni dafay traversé donc loolu dañuy fay wane ne dañ daal di def VRD yi nga xamante ni dafa méngoog jamono lépp dañ ko rek daal di suul ci loolu nag dañ ciy ànd ak ki nga xamante ni moom la ñu dénk léegi délégation générale à la promotion au pôle urbain de Diamniadio et de Lac Rose le ministre Diène Farba Sarr mi nga xamante ni démb moom ak kii di Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak jëwriñ du dénk wàllum tabax mi ñoo doon jiite kon cérémonie boobu. liggéey bi soo ko xoolee tey en matière de route nekk na 20,5 kilomètres de route aménagée en 2 fois 3 voies 2 fois 2 voies en matière d'adduction d'eau nous avons 8 châteaux d'eau d'une capacité cumulée de 6 000 mètres cubes ak 3 bassins de stockage de 22 000 mètres chacun mu nekk lu am solo soo jëlee assainissement bi en eau usée 24,7 kilomètres
en eau pluviale 29,7 mu nekk lu am solo aussi loolu suñ ci jógee mën nañu wax ne électricité bi aussi 630 kVA lu am solo la avec des réseaux de distribution li ma bëgg a wax daal mooy ci tubaab Diamniadio dañ ko bëgg a def loo xam ni vraiment mën a nekk annexe Dakar qui va s'élever au-dessus de Dakar subjuguer les cœurs et frapper les esprits parce que Diamniadio bëgguñ ko def beneen banlieue mel ni ay kër yoo xam ne vraiment amul solo suñ koy def dañuy xalaat la défense de Paris dañuy xalaat par exemple comme aux États-Unis des tours parce que fii dañu war a liggéey suuf si lu ñuy wax ci tubaab optimisation sous contrainte parce que de l'argile gonflant soo bëggee def lu bari ay fondation day cher da ngay jël surface bu tuuti def ay fondation mu jóg ci kaw loolu la ñuy wax optimisation sous contrainte loolu c'est fondamental loolu la ñuy wax les keynésiens loolu la ñuy wax vraiment ci économie loo xam ni c'est le lagrangien la fonction objective moins la contrainte c'est fondamental il faut que ñu dugal ci xam-xam dugal ci vraiment volonté boo xam ne moom le président wax parce que président de la République aussi vision bi mu am c'est des visions rares man dem naa Putrajaya dem naa ci yeneen dëkk keroog laa jóge Égypte gis seen pôle bi 7700 kilomètres lu am solo ñun ñu nekk loo xam ne vraiment bariwul 700 hectares soo ko jëlee moo nekk Lac Rose ak fii 1448 loolu lépp suñ ko boolee je pense que volonté su amee nit ñi accompagner ñu dañ mën a def loo xam ne liggéey bu rafet liggéey bi. ñu ngi doon déglu Diène Farba ak ñi mu àndal ci liggéey boobu. juste pour wax un peu importance su kon li nga xamante ne moom mooy VRD dëkk ak même sax bu nekkul ville nouvelle mais dëkk mënuñu koo tabax te du am li nga xamante ne moom mooy viabilisation Pape Cheikh. te lu jëm ci Diamniadio ñi ngi ci 1644 hectares bu nga xamante ni foofu la ñu jagleel kon ville Diamniadio bi te 145 milliards de francs CFA la ñu dugal ci wàllu viabilisation juste pour parler un peu de l'importance de ces infrastructures mais li ministre Diène Farba Sarr wax lu am solo la léegi dañoo toll ci jamono bi nga xamante ni dañoo war a méngoo ak jamono nag moom mooy wàllum VRD yi di wàllum assainissement di wàllum kon ndox ak courant ñu bañ a nekk ci li nga xamante dañ koy dafay nekk lu visible parce que je sais pas ndax yaa ngi koy gis kon Mado si yenn quartier fii ci Ndakaaru dafay am benn anarchie ci wàllum installation ay fii lu ñuy xëcc de gauche à droite di xëcc ligne téléphonique wala di xëcc courant wala di xëcc li nga xamante ni moom mooy ndox mais loolu ak système VRD yu bees yi nga xamante ni dañuy gas rek suul loolu yëpp kon dina nekk li nga xamante ni ay souvenir lay nekk mais nag viabilisation bi cher na Pape Cheikh parce que maa ngi koy wax léegi nee naa 145 milliards de francs CFA la ñu dugal kon ku bëgg lu baax nag da ngay nangoo frais aussi parallèlement mais loolu moom moo cher en fait sax ci tabax parce que boo leen di xool différence bi da ngay gis ñenn ñoo xamante ni dinañ la jaay terrain boo xamante ni dañ naan la terrain bi amul viabilisation mën nañ la ko jaay par exemple à 2 millions les 150 mètres carrés je donne juste un exemple maintenant nga gis ci même zone bi am kenn ko la jaay terrain bi à 5 millions ne la am na viabilisation donc c'est juste pour te dire que ne que donc cherté bi moom mooy tax kon day am déteindre sur le coût donc du logement mais bu nekkee nguur gi dugal na ci loxoom comme ni mu ko defee ci ZAC rawatina ZAC de Mbao di zone aménagement concerté kon dinañ ci daal di am yaakaar peut-être une toute dernière précision fii ak 18 mois donc travaux yi dina jeex donc am nañu njortu ne fii ak 18 mois ñi jëndoon kër ca Diamniadio danañ tàmbali ñëw dëkk parce que kenn du dëkk te doo am courant doo am ndox doo am assainissement. incha allah en tout cas yàlla bu mu ñu ump ñun agent yu groupe Futur Média coopérative yeeg yu baax yooyu ñoo ngi koy ñaan yàlla na suñu borom baaxee ñu ko ndax dëkkuwaay moom mooy aw nii. suuf bu baax mooy avenir juste tax nit ñi di kër yi. voilà et juste c'est une société aussi sénégalaise moom moo yor liggéey bi pour un peu wanewaat aussi wàllum nationalisation bi nga xamante ni indi nañu ko ci wàllum tabax mi. c'est la société bi nga xamante ni moom mooy Ecotra. merci Dieynaba Seydouba Tall presque au terme de cette émission li ci des xam naa dañ koy tic tac tic tac tic tac tic tac retrouvons ñaatam au salon ak suñu invité yi dinañu recevoir waa Orange madame Niania Cissé qui parlera d'Orange Money dinañu recevoir aussi Alassane Timbo chef de division ministère de l'Intérieur mooy président amical des secrétaires d'administration au Sénégal daañu recevoir Pape Mar Faye mooy président commission communication amicale service secrétariat
général ministère de l'intérieur am na itam sunu yeneen xarit yoo xamante ni dinañ leen recevoir Cheikh Abdoulaye Gueye moom it Italie xam nañu ko bitim réew xam nañu ko mu di taalibe ay cantam dañ ciy bégee saa yu si karee ñu kontaan génn na clip bu bees Isra avec nous Serigne Abdoul Aziz Ndiaye itam mu ngi fi bon loolu mooy invité yi normalement bu ci xajee rek ñu profité ci def ko ak ñaatam fàttali leen ni lundi dinañu dem Ngaay waaw lundi incha allah Ngaay la ñuy dem Mado mos nga dem Ngaay wala mosoo dem Ngaay da ngay romb Ngaay rek Yacine t'as jamais été à Ngaay ah oui man nag bëgguma kuy jëkk Ngaay Ngaay nag dañu fay dem lundi Wally Seck moo fay tëgg Ngaay mexe ca stade bu Ngaay stade bu Ngaay nag dinañu fa dem lundi incha allah lundi 23 décembre lay tombeel Thierno Diop jàmbaar jooju ñu ngi koy nuyu di ko bégee ak ñi mu àndal ci concert bu mag boobu la nga xam ne ni Wally Seck moo koy amal en live ca stade bu Ngaay Wally rek maa ngi leen koy wax démb am na message boo xam ne joxe na ko nañu ko déglu en attendant lundi ñuy dem ci concert bu mag boobule ca stade bu Ngaay mexe te moo kan asalaamaaleykum waa adduna asalaamaaleykum waa Ngaay muy suma dëkk ma di leen di xamal ni man Wally Ballago Seck incha allah bu neexee yàlla dina fa ñëw le 23 décembre ànd ak waram daan dëgg leen àllaay defal ko waa ASC 10 ànd ceeg nag suñu mag suñu kilifa Koso ànd ceeg Ngaay gi yëpp ndax Ngaay sama dëkk di leen xamal ni Wally danañ ñëw dañuy wax Wally day ñëw Ngaay Wally day lii Wally ko wax maa ngi ñëw Ngaay incha allah le 23 décembre ànd ceeg waram daal dëgg leen concert ci stade municipal bi concert live 17h30 bu ngeen jëlee takkusaan ba pare da ngeen sañ sa génn ndax Ngaay nag loolu ngeen xamee kon Ngaay à le 23. jeex na kon waa Ngaay waaj leen lundi le 23 décembre man dinaa fa nekk Wally Seck ci concert bu mag boobule Thierno Diop ñu ngi lay béggee et puis di ndokkeel Cheikh Mouhamadou Kara Mbacké dafa génne livre tuddee ko ndaxam Bamba daj na fépp ou Bamba partout Kara Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni avec les témoignages des présidents Abdoulaye Wade Abdou Diouf ak Macky Sall c'est un livre qui est disponible c'est aux éditions Feu de Brousse allez à voir donc moom ñu ngi koy ndokkeel ci livre bi nga xam ne ni moom la ñu yónnee ci suba gi à lire absolument ndax la mu ca wax am na solo am na itam ay témoignages jëm ci maamam Cheikhul Khadim ndax ñun ñoo ko jàppee maamam Khadim plutôt voilà ñaatam ñu fekk la ci salon bi ak invité yi. d'accord Pape Cheikh maa ngi lay nuyu ñu ngi fii nag ci salon bi toog ak waa Orange Money ki leen représenté di madame Niania Cissé ñu joxante loxo nag ñoom ak waa Japan Motors li ba waral nag mooy mois de décembre c'est le mois des cadeaux ak joxante defante lu baax moo tax ñu joxante ñoom loxo ngir andil ñu tombola bu mag avant tombola bi 10 enveloppe de 100 000 francs la ñuy joxe bés bu nekk kon madame Niania Cissé ñu ngi lay nuyu di la dalal ci TFM. maa ngi lay fay ñaatam ça va maa ngi lay fay di nuyu ñi nekk ci plateau bi yëpp. Donc Orange Money moo ñëw tey vraiment pour fin d'année bi pour ses clients pour les distributeurs pour ses partenaires vraiment pour toutes les parties prenantes de Orange Money moo ñëw pour terminer l'année en beauté. 10 décembre ngeen ko dooroon ba 10 janvier. mu nekk xaalis bu bëri boo xamante ne da ngeen koy joxe am tombola bu mag boo xamante ni également moom moo ci war a am ci fin bi lay doon dama bëggoon rek nga ñëw ci loolu nga xamante ni def ngeen ko ci mois de décembre bi. Effectivement on a commencé depuis le 10 décembre. Donc 10 décembre bu fi ñu toll ni joxe gum nañu 60 enveloppes de 100 000 francs déjà noonu lañ koy continuer nag ba le 10 janvier chaque jour dinañ tirer au sort 10 clients yu nga xamante ni def nañu soit ñu recevoir xaalis par Orange Money wala ñu def transfert avec code wala ñu def réception xaalis RIA via Orange Money wala ñu def transfert international. ñi nga xamante ni tamit dañuy fay seen facture Orange Money fàttewuñ leen ñi ngi ci biir ñuy fay seen facture ndox. seen facture courant Senelec seen facture Sonatel fixe wala seen facture Teranga wala ñi nga xam dañuy recharger seen abonnement Canal wala seen compteur Woyofal tamit ñoom ñëpp bokk nañ ci tombola bi sans compter nag ñi nga xamante ni fu ñu mënti dem di jënd dara Orange Money la ñuy fayee que ça soit dans les supermarchés au resto wala ñuy jënd carburant chez nos partenaires ñoom ñëpp
ñu ngi ci biir tombola bi. mais bàyyiwu leen également distributeurs yi ak ñi nga xamante ne ñooy les partenaires marchands ñoom itamit dañuy am lu ñu ciy gagné. effectivement donc vraiment Orange Money est là pour récompenser tout ñi ci bokk ñëpp. donc bu ñu jugee ci clients yi dañuy jàll ci distributeurs yi ñoom tamit ci lañ bokk. ñoom tamit fii ba le 10 janvier distributeur bu ci def 250 transactions di nga bokk ci tirage bu mag bi ñuy def à la fin de la tombola di nga mun a gagner enveloppe bu 1 million. bu weesoo distributeurs yi sunu partenaires yi aussi ci lañ bokk. donc sunu partenaires yi mooy ñi nekk ci Casino ñi nekk Auchan ñi nekk ci pompis yi nekk dans les stations EDK Total ñoom ñëpp ci lañ bokk. donc ñoom ñëpp ku ci def 100 opérations mën nga am chance su gagner enveloppe bu 100 000 francs aussi boobu tam y aura 10 enveloppes à distribuer pour les partenaires. léegi nag bu loolu yëpp weesoo nag au-delà des enveloppes dañu am benn gros lot bu mag a mag boo xamante ni à la fin après le 10 janvier client boo xamante ni def nga 10 opérations soit mu nekk transfert wala mu nekk nga fay sa facture. wala mu nekk nga jënd daal di fayee Orange Money ci sunu réseau partenaires yi mën nga am chance su gagner nag su boobaa Nissan Qashqai bu yanj boo xamante ni Japan Motors moo ko mettre à notre disposition. boobaa nag mën naa bàyyi sama kii di monsieur Kane. de Japan Motors mu wax ñu nag Nissan Qashqai boobu nu mu mel. waaw dañ koy jox léegi micro bi nuyoonte ak moom waaye tamit wax ñu tey lan moo waral joxante loxo bi ak Orange ngir joxe li nga xamante ne mooy Nissan bi. ñu ngi lay remercier Niatam di remercier Orange parce que Orange c'est un partenaire privilégié à Japan Motors Nissan Orange la ñu jàppanteel loxo pour teg Qashqai bi en jeu. Qashqai bi c'est un véhicule de luxe c'est une toute option équipé de tous les équipements aujourd'hui que les utilisateurs recherchent de nouvelles voitures. Boîte automatique séquentielle avec 7 vitesses cuir am na allumage start and stop c'est-à-dire bouton ngay bës pour oto bi tax moom ngay bësaat pour mu fay. nouvelle génération waaw nouvelle génération oto la daal en plus c'est une 4x4 donc mën nga dem ak moom fu la neex sans problème. Et c'est en essence donc ce qui fait que mën nga am économie de carburant bu baax. Donc franchement c'est un véhicule qui répond à toutes les attentes et nous remercions encore une fois Orange et TFM pour cette invitation. ñun tamit dañuy kontaan ci collaboration bi dañuy joxaat rek madame Niania si sa ngir tëj lan ngay wax ñu ñuy seetaan téléspectateurs yi ak ñi nga xamante ne dañuy déglu rajo yi nga xamante ne moo nekk groupe Futur Média ndax gis nañ ni à chaque fois ku gagné foofu ngay jaare. effectivement donc depuis le 10 décembre ba tey chaque jour ci Sidaat. chaque ngoon à partir de 18h30 mi ngi distribuer enveloppe 100 000 francs yi noonu lañ koy continuer nag ba le 10 janvier chaque jour dinañ distribuer 10 enveloppes de 100 000 francs may fàttali rek ni pour mën a am ci 10 enveloppes yi il suffit juste nga def 3 opérations Orange Money ci biir semaine bi 3 opérations yi moo xam da nga recevoir xaalis moo xam da nga def transfert international wala nga fay say facture wala nga jënd wala nga fayee Orange Money boo ci def bu motee 3 rek ci biir semaine bi di nga bokk ci tirage yi mën a gagner ci 100 000 francs yi ñu chaque jour bu ñu fàtte nag sunu góorloo bi mooy sunu Nissan Qashqai bi nga xamante ni sunu partenaire Japan Motors moom la ñu jox muy oto bu yanj bu rafet mi ngi buntu agence République ñu exposé foofu ku ko bëgg a gis commencé ko xool balaa ñuy tirer mi ngi foofu ñu teg boo romb foofu rek di nga ko fa seet donc bu boobaa nag ku def 10 opérations du 10 décembre au 10 janvier mën nga bokk ci tirage bi bu boobaa nag à partir du 10 janvier on va faire le grand tirage ki ci génn nag daal di moom Nissan Qashqai bu yanj bi. merci beaucoup ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci ni ngeen ñëw tey ji ci télévision Futur Média ci seen émission yeewu leen di remercier madame Niania Cissé ak monsieur Kane Ndiouga ñoom ñi nga xamante ni dañuy joxante loxo ngir jox leen li nga xamante ni mooy xaalis boobu 10 enveloppes de 100 000 francs mais également oto bu yanj Nissan Qashqai boo xamante ni war yow mi may seetaan xam ne yow yaa ko moom kon nous vous remercions et bonne chance pour tout. merci à toi Niatam merci à toi aussi merci beaucoup. merci à vous kon nag dañuy daal di jàll ci suñu deuxième invité Adja bu dee pare nañu ñu daal ñu indil suñu deuxième invité bi nga xamante ni moo toog ni jàkkaarloog man mën ngeen yegg si ci salon bi Pape Cheikh ñu dalal leen.
ànd ak ñoom tamit ci programme boo xamante ne muy panel bu ñuy organiser boo xamante ni moo tax tey exprès ñu ñëw seet si ñu ci yeewu leen ngir àndandoo ak ñun tey ci biir émission bi ñu am mbégte lool dalal leen bu baax a baax Al Hassan Timbo maa ngi lay nuyu moom nag mooy jiite amicale secrétaire d'administration yi nga xamante ne ñoo nekk ci Sénégal yëpp ñuy waajal lu am solo muy benn panel boo xamante ni sur le budget programme à l'école nationale d'administration du Sénégal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. waaw maa ngi lay fay soxna ñaatam du leen remercier ci invitation bi également du nuyu seen téléspectateurs yeeg téléspectateurs yëpp merci beaucoup. ñu ngi leen di dalal tey ci yeewu leen tey da ngeen am programme bu mag boo xamante ni yéen a ngi koy waajal muy samedi 21 décembre. exactement en fait programme bi comme ni ngeen ko waxee c'est un panel sur le budget programme. Parce qu'on sait que c'est un budget programme, c'est une thématique boo xam ne actualité la. À partir de janvier, le Sénégal va effectivement tendre vers ça, c'est le basculement vers le budget programme. Depuis 1960 ba instant yi nii on appliquait en fait benn budget bu ñu naan budget de moyens. Maintenant on va tendre vers ça, budget programme. Donc c'est une opportunité pour les secrétaires d'administration du Sénégal pour ñu apporter quand même seen modeste contribution par rapport au débat qui intéresse à la marche de l'État. waaw à la marche de l'État muy nekk programme boo xamante ne programme bu am solo la parce que loo xamante ne dafay soxal école nationale d'administration mais tamit gis nañ ni lu xaw a diis la daal waaw. Oui, xaw a diis bon pas tellement parce que activité bu mel noonu un endroit l'ENAN c'est un endroit le mieux indiqué parce que ñun ñëpp foofu lañ génnee école boobu foofu la ñu formé et donc c'est un cadre vraiment propice pour tenir fa activité bu mel noonu d'ailleurs on profite de cette occasion pour remercier le directeur général Cheikh Awa Balla Fall qui a bien voulu donc nous accepter qu'on tienne en fait le panel au niveau de l'ENA. Et également boo xoolee même parmi les panélistes il y a le professeur Abdelaziz Kébé qui est en fait qui est très connu machallah mu nekk koo xam ne universitaire bu xarañ la exactement et également deux collègues yi nga xam ne kenn ki nekkoon un ancien secrétaire d'administration actuellement moom moo nekk l'agent comptable particulier du conseil économique social et environnemental en l'occurrence monsieur Abdou Karim Sok mu nekk koo xam ne ci milieu bi c'est quelqu'un qui est très connu c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement surtout le budget programme parce que ñoom bi mu nekkee ministère des finances def na ci jéego yu rëy et donc moom mooy nekk ki nga xam ne dina contribuer ci panel bi quoi. Également un autre collègue bi nga xam ne moom mooy CBM li ñu naan contrôle budgétaire ministériel de yenn ministère de souveraineté yi lu mel ni ministère de l'intérieur ministère de la justice ak également ministère des forces armées mu nekk koo xam ne également dañoo nekk ñoo xam ne dañoo am expertise quand même ci matière et donc c'est pourquoi ñooñu lañ ciblé pour ñu waxtaan ñu donc sur le budget programme. dëgg la kon dañuy ñëw rek ci programme bi fan lay amee ban heure lay am également ak panélistes yi wax nga ko léegi am na ñoo ci junj ndax am na ñeneen ñu war a ñëw ngir waxtaane loolu parce que budget boo xamante ne tey jii dañ koy waxtaane programme école nationale d'administration donc yéen jaar ngeen fa xale yi waaj a ñëw ñoom ñoo ciy jëriñu kon tey yaakaar naa ne panélistes yi ñu xarañ lool ci mbir mi la war a doon tey. Absolument. Donc je vais passer la parole à mon collègue. waaw mu ñëw ci programme bi waaw mu ñëw ci programme bi ñu ngi lay dalal ci émission bi. waaw soxna ñaatam ñu ngi lay nuyu bu baax. maa ngi leen di fay di leen remercier comme sama collègue ni mu ko waxee ci invitation bi. donc panel bi en fait ça commence à partir de 9h inchallah. Ce sera à l'école nationale d'administration. Donc comme vient de le dire en fait mon collègue. En fait il sera animé par les 3 panélistes qu'il vient de citer. Donc ñu ngi def ba 10h inchallah ñu def mot de bienvenue bi à 9h30 def mot de bienvenue du président def rappel de l'agenda à 10h30 ba 11h ñu def pause café ku nekk barkeelu après ñu dellu si waat ci travaux yi panélistes yi jël la parole ñu faram-fàccee en fait lépp li jëm ci affaire innovation ak contrainte du budget programme de la mise en œuvre du budget programme. Après suñu paree ci loolu ñu def une petite synthèse de tout ce qu'on a eu à débattre en fait lors de la journée après def une pause déjeuner après ku nekk dellu sa kër.
noonu lañ ko bëgg a defee programme bu riche la xam naa sax foofu la ñuy jaaree taxaw bàyyi leen ngeen tàggoo waaye bu ngeen di tàggoo également ñëw ci solos panel bi ba tey parce que c'est important de le rappeler également pour ñi ñuy seetaan mën a ñëw ku ci nekk fekkee ndax lu am solo la. dëgg la parce que budget programme comme li ko sama collègue waxee dafa doon lu bees tàkk loo xamante ne incha allah 2020 lañ koy commencé appliquer. donc dafa war ñëpp ñoo xamante ni ñoo nekk société muy société civile bi muy ñu ñuy nekk secrétaire d'administration les fonctionnaires waaw les fonctionnaires ñuy étudiants yi toute la population ñu ngi invité toute la population ñu ñëw fekkee ko parce que dafay am njëriñ pour ñëpp ñi nekk ci askan bi muy ni nekk fonctionnaire muy citoyen bi parce que dafa am lenn lu mu indi lu bees mooy dafa am une question de transparence et de lisibilité dans la gestion de l'action de l'État xaalis bu sa koppar fu mu dugg di nga ko mën a xam à travers le budget de programme ba pare dina tax tamit en fait une gestion accès des résultats c'est-à-dire que ne yow léegi koppar bi di nga ko dugal foo xamante ne du am résultat dañ lay laaj 1 franc bi ñu dugal ñu ne la non na am résultat bii loolu lañuy woowee gestion accès des résultats donc loolu dafa tax war a tax ñëpp ñoo xamante ne ñu ngi ci société bi ñu ñëw fekkee ko ñu waxtaanee ci ku nekk xam ne nii la ko war a defee lii moo ci bees ak lii lañ ko ak loolu lañ ko war a doxalee incha allah ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen wax di leen di war bonne réussite et puis à très prochainement incha allah ci télévision Futur Média jërëjëf jërëjëf Alassane merci beaucoup ñu doon dalal Alassane Timbo ñu ñëw nag waxtaan ak ñun ci panel boo xamante ne dañ koy amal panel bu am solo jëm ci budget programme à l'école nationale d'administration du Sénégal ngir tëj nag Baye Cheikh dañuy daal di jël suñu invité yi nga xamante ne ñoo fi des Adja bindaloo ma ci papier waaye bàyyi leen ñu ñëw rek présenté wu sur le plateau wala nga jox ma li nga xamante ne moom nga bind voilà Aïcha dal leen jàmm waaleykum salaam rahmatullah waaye yéen a ngi ci jàmm daal micro baa ngi nii Aïcha ñu ngi lay ziar bu wér Abdoulahat noo def ñu ngi lay dellu ziar mbaa yaa ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm alhamdulilah tey da nga ñëwoon seet suñu ci yeewu leen waaw tey dama ñëwoon seet si leen waaw lu waral loolu sa teewaay tey waaw ngir bëggal leen ci yonent yàlla Muhammad rek sallallahu alayhi wa sallam xam naa ni ñu barke rek comme mooy suñu yëf tagg yonent bi tuuti rek incha allah aro mori daman kulli yadara yaklaw li asxaabi man xalbi hawa wa yamlaw ila irdan saxbi nabi xaayidan lahum sururan mati yantiq bi madxi ya mutrew aybati ya daari saxbun nafa bim ilahi li xayri kulla man laysa yablaw abalaw ila kawnu saydan bim waaxad waaxul kufaar wal kullu jasaun usudun ala laxdaay masaabihum fi dujaaw waa kullun sujaa'un rahzasil kufri yagzaaw usudun mata yaqsid lum so tajarruin yabuju baan yamki wa yamxa tajarru yaa xaadimal muxtaar laa tansa saabam faman yansaw fal matxumaat xul muxato Abu Bakrin siddiqu soo sirxi wal wafaa rafiiqu nabiyul mustawa xaaraan baw maqaamaatu xayral xalqi an xayri rabii jërëjëf muxayyabatun fal taqra macha allah waxtu yi moo ñu dab li ngay wax neex na macha allah mais waxtu yi moo ñu dab donc ñu ngi bàyyi la rek nga ñëw ci li nga xamante ni moo la fi indi tey muy programme bi waaw dëgg la soxna Kebs ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax xanaa dañoo ñëwoon rek tey jii ngir indil leen benn clip boo xamante ni moom lañ def ci yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam naa incha allah rabbi comme waxtu yu moonu njett waaw dinañ ko jox gars yi su ko defee incha allah rabbi ñu mën ko di ko jàll bëggoon nañ cee barkeelu sax waaye comme waxtu yu moonu xaj télévision artistes yi la dëgg la jamono ji rawatina ñiy jëm ci wàllu diine ji donc xam naa ni boo ko bàyyee rek léegi balaa ñuy jeexal sax boo moytul dina la topp incha allah dëgg la mais ñu
ñu ngi kontaan bu baax a baax. jërëjëf ñu ngi lay ñaanal jàmm jërëjëf. kon dañuy jël invité bi ci topp rek comme niñ leen ko waxee yeewu leen à chaque fois dañuy am mbégte dalal leen ci biir émission bi ngir ñu ñëw ci seen ay programme Baye Cheikh. voilà ñu ñuy dagg nañu tàggoo rek. ñoom it dinañu comprendre. voilà émission invité yi day bëri ba nga xam ne te télévision programme la dañuy obligé tàggatoo très rapidement bàyyi leen ak li des ci programme bi on n'a pas le choix ñoom ils ont un événement nañ ci wax kon très rapidement. waaw da ngeen am programme mu ne ca ñu ñëw ci rek parce que war nañu maa indil feuille bi donc dañ leen di jox micro bi rek ñu daal di nuyoo micro baa ngi ci sa kaw noonu rapidement rek ñu bàyyi la nga nuyoo jàll ci programme bi balaa waxtu wi duñu jàpp rek. waaw dañuy wax ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu waa Sénégal nuyu mbooloom ku ñuy seetaan di jiital ci nuyoo bi xalifa général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yal na yàlla guddal fanam ak mbooloom xalifa yi ci Sénégal yëpp nuyu suñu wasila Serigne Sidi Ahmed Sy Jamil dañu ñëw rek ngir annoncé ngir yëgle suñu programme muy tabarakallahu 31 décembre di soppey Abdou Aziz Ndiaye mu ñàkk solo mi di bis boo xam ne dañ koy def chaque année ngir tënk ci njabootu yenent bi ñu bañ a dem ci leneen lu bokkul ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muy amee nag yëmbal le 31 décembre incha allah 31 décembre ci terrain central bi terrain ba spécial Abdou Aziz ñu koy yëgal àdduna yëpp ku ñu dégg yëgal ne sa invitation ngoog waaw bu ñëwee foofu nag ñu jàkkaarloo tagg yonent bi ndax temps bi mayewu ko. jërëjëf wasalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf ñu ngi leen di ñaanal jàmm bu baax a baax di wax bonne réussite 31 décembre lay doon ci yëmbal Baye Cheikh. yaakaar naa ni ñoom ñoo doon suñu dernier invité. jeex na ñu delloo la micro bi rek. kon kontaan nañu yow à vendredi sinon dans la semaine sur RFM. waaw sur RFM vendredi et lundi incha allah maa ngi leen di jox dox daje à partir de 17h jusqu'à 18h di sant bu baax Sira Hair international moom moo ma defal perruque bi tey di wax gars yi ñu seeti ko ci Instagram wala YouTube boo ci bind turam rek di nga ko gis incha allah merci beaucoup à Adja Galerie également moom moo ma ñawal tey baas bi Baye Cheikh rendez-vous ci télévision Futur Média demain incha allah. incha allah Mado merci ba lundi bu soobee yàlla. waaw lundi incha allah Baye Cheikh. donc juste rek di souhaiter joyeux anniversaire à Tata Thioub c'est de la part de Tata Maritou Agne mi ngi koy ñaanal gudd fan ak wér doon nag Tata Thioub bu yow loo dund doyul et également à Niania avec toutes les linguères yi nga xamante ne ñoom ñooy accompagner Carlou D de par ma voix on lui souhaite un happy birthday merci à Tata Aïda Design pour l'habillement et Glam Style pour la coiffure Baye Cheikh. Assane dañ lay bàyyi yow nga dem def sa deuxième toilette. ndax léegi ajjuma yi day toilette ñaari yoon premier solo ak deuxième solo nga ànd ak Seyda Fat Bintou Diop. Baye Cheikh amoon mbégte jàkkaarloo ak yow ak suñu soxna yu baax yi macha allah ak téléspectateurs yi. ziar bu baax comme 31 décembre la ñu wax ku ko wax tudd Cheikh Mamour Insa Diop moom 31 décembre lay def gàmmoom incha allah nañ ñëw gën ko yaatal ziar bu baax Cheikh Abdourahmane Ndaw di leen jox rendez-vous si kanam incha allah. jaajëf merci. jërëjëf Pape Cheikh damay souhaiter rek joyeux anniversaire à ma grande sœur Mami Balde Balde bono wuur Allah kama judde Balde cellal jaajëfal nag waa bijouterie solution ñoom ñoo ma jox accessoires yi nga xamante ne tey takk naa ko numéro téléphone bi di 77 554 58 62 merci beaucoup madame Thiam ci bijoux yi rafet yi Pape Cheikh ba vendredi. merci Adji Thiam Grazelia on l'embrasse très fort Dieynaba Seydou Batal. Papou. Thank you so much. À demain. You welcome. ci si sama kër donc mbégte la comme chaque vendredi di partager ak yéen plateau bi. un joyeux anniversaire à Niania. comme ni ko kon Mado waxee lingeeru Carlo yëpp ñu koy bisouté di ko wax que ne que moo fi ne Niania Lucar voilà on t'embrasse et puis merci aussi à Tassé Joxane sama benn mère bu baax bu nekk HLM moom may tissu bi. voilà Tassé voilà et puis mu jox ko Ñanga Fashion mu ñawal ma ko donc merci Ñanga ma sœur j'ai adoré mun ngeen ko jot ci 77 723 00 75 et merci à vendredi prochain. inchallah maxalla yaa ma jox ko. voilà Sophie moom sax jox ko mu tàggoo moom. merci beaucoup Baye Cheikh merci à tout le monde di remercier rek Maman Fall ci tenue bu rafet bi ma defal rek mooy borom Aywa Glams mun ngeen ko jot ci
77 376 50 75 merci beaucoup. merci Yacine. numéro adresse bi mais très joli. merci beaucoup di wax rek ne j'ai été habillée par Bada Couture moo ngi marché Ndiarème sama couturier wu yaay boobule macha allah yu rafet rek lay def xam naa certainement vendredi prochain wala sur sama Instagram Yacine Verdure dinaa ci def numéro bi rek si kanam incha allah. à vendredi prochain incha allah. jërëjëf Yacine Verdure allez ñu ñëw bàyyi leen nag Seyda Fall Bintou Diop ak Oustaz Assane ñu gunge leen ci yor bi ci télévision Futur Média merci aux équipes ñi ma liggéeyandool semaine bi yëpp tonton mag jiite ko on vous retrouve lundi 8h incha allah ci Yeewu Leen bi première matinale fii ci Sénégal bon week-end à tous.